بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. jeexitalu aay qumil layla illa qalila waaw jeexital waaw nisfahu aw inqus minhu qalila voilà comme ni ñu waxee qul huwa allahu ahad en tout cas ak ànd ak ne ahadun la ñu bind voilà man qul huwa allahu ahad allahu samad voilà ànd ak ne allahu samadu la ñu bind sadaqa allahu al-azim wa ballaga rasuluhu nabi mustafa bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فرضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد نابي نسانتي يالا جولي ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu si fi nga xamante ne moom lañ tolloon ci saxiixu imaam al-Buxaari rahimahullahu rahmatan waasi'a wa nawwara qabrahu bi anwaarihi saati'a mu ne maanaam gisoon nañ ci jotaay bi weesu maanaam baabun ifshaa'u salaami min al islaam maanaam buntu bi nga xamante ne mooy wax leeral ne tasaare nuyoo maanaam ak waxu jàmm rek maanaam loolu dafa bokk ci lislaam maanaam dafa bokk ci maanaam maqaamay islaam ak jébbalu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ba indi woon ci waxu yi nga xamante ne moom mooy waxu sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu buntu boobu moom mooy buntu bi mujjoon ci li nga xamante ne moom la ñu indi woon wala boog moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon di ci leeral yoon wi maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nga xamante ne ay jikko la yoo xam ne képp koo xam ne dangaa sóobu war nga koo jikkoo léegi nag mu daal di indiwaat xadis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom mooy xadis bi nga xam ne jotoon nañ koo gis ci fukkeelu xadis bi ak ñaar ci it'aamu at-ta'aami min al-islam baabul it'aamu at-ta'aami min al islam wala boobu gisoon nañ ko ci boobu tamit léegi ñu war a jaar maanaam waaye mu am juróomi bunt yoo xamante ne daf ko fee teg ci diggante bi maanaam mu mel ni loo xamante ne daf koo teg daan ne la xaaral segam yow xam nga ne nag jikko yi yëpp war nga koo amee kaay ma wax la ay jikko yoo xamante ne ay xeeti dog-dog la ci yoon wi maanaam képp koo xamante ne da ngay sóobu ci yoonu yàlla dafa am ay mbir yoo xamante ne soo ko yoree loolu day tax nga daal di maanaam mu nekk ay gàllankoor ci yow ma yeela ci ànd ak loolu yëpp mu bëgg ci leeralaale pas-pas yoo xamante ne dafa war a aju ci pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ak it di leeral ne maanaam bu ñu gis képp kenn rek ku nekk ci bàkkaar rek ñu daal koy catégoriser daal ni ab yéeféer la wala yu demee nekk noonu waaye tamit ñu xamal la ne ay mbir yoo xamante ne moom boo ci nekkee dafa bokk ci li nga xamante ne daf lay gàllankoor ci sa yoonu yàlla mu daal di tuddee bu njëkk mooy baabu kufraanil ashiri wa kufrin ba'da kufrin maanaam mooy buntu maanaam kufraanul ashiri maanaam weddi ak maanaam dëkkaale ak it maanaam di wane ne am na kéefër goo xamante ne moo gën a tuuti kéefër gu mag gi ngir ne lépp loo xamante ne dafa dugg ci buntu mooy yàlla rek dafay daal di mën a yóbbuwaate ci kéefër kon nag nga war koo moytandiku ngir ne kéefër gu ndaw la mu daal di ci indi xadiis Mawlaana Ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne moom mooy waxu mooy bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak jigéen ñi ci naan leen yéen damaa gis ne yéen a gën a bëri biir sawara
waaye bañ ko laajee ana lan moo tax mu ne parce que da ngeen di nekk da ngeen di weddi ñu ne ko ndax ñun dañu weddi yàlla mu ne ndax dañu jigéen ñi dañoo weddi yàlla mu ne déedéet waaye dafa fekk ne dañuy weddi ak dëkkaale bu rafet ndax boo saxoon ci ñoom boo saxoon di doxale ak ñoom maanaam diiru jamono ci lu baax bis bu jotee bis buñ gisee ci yow benn mbir moo xamante ne rek xëy na gërëmuñ ko maanaam fa la ñuy jaaree ne yow ak naka jekk moom de toute façon musuma gis ci yow ci lu baax mukk maanaam loolu moom mbir la moo xamante ne bu jara moytu di ko la te it mbir la moo xamante ne tamit dafay law maanaam tamit comme ni nga xamante ne ñun tamit noonu la ñuy doxale ak suñu gouvernants yi maanaam dañuy gis ci ñoom benn mbir boo xamante ne bu doy waar la maanaam ñu bëgg faa jógee ne musuñoo def lu baax te loolu daanaka lu xaw a maanaam jomb la maanaam xëy na li ñuy def yëpp baaxut wala boog mën nañoo gis ne xëy na li ëpp mooy baaxut waaye mënuñoo wax nag ne musuñoo def lu baax te liñ def yëpp dara musu cee baax bañ fi nekkee ba léegi loolu moom mënuñu koo wax loolu tamit maanaam ko ak ñeneen ak yeneen maanaam niki noonu maanaam dàq ak mbaaxu jàmbur ngir benn mbir mu doy waar boo gis ci moom comme li nga xamante ne noonu la imaamu Maalik waxoon rahimahullah mu ne man su ma gisee ci nit juróom-ñeenti fukki mbir ak juróom-ñeenti yu ma war a mën a jàngal ne ma waa ji boo may tut ab yéeféer la waaye nag ma gis ci moom benn bu may saxalal ne moom jullit la man damay jàpp ci benn boobu bàyyi yi ci des maanaam ak te loolu maanaam jikko la joo xam ne mooy rafet njort ci jaam yi rafet ginnaaw bi nga rafetee njort ci borom bi subhaanahu wa taala loolu dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi waaye mooy maanaam mucc ci loolu maanaam nekk koo xamante ne dangaa ñaaw njort ci jaamu yàlla yi ni ki noonu nga ñaaw njort ci yàlla loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne ñoom ñuy gàllankoor yi gën a màgg ci yoonu yàlla ginnaaw ga mu daal di indi bunt bi nga xamante ne moom mooy wax almaasi min amril jaahiliyati wala yukaffaru saaxibuha bi irtikaabiha illa bi shirk maanaam ne bokkaale yi maanaam bàkkaar yi ay dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne ci riir gu mag la aju waaye nag bàkkaar yi maanaam mooy yàlla yi lépp loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo digal yow nga daal di koy mooy loolu dafa bokk ci yu bari ci yi nga xamante ne ñoom ay mbiru riir la ak it yëf yi ceddo la waaye nag duñu mën a wax ne ki mel noonu ku def bàkkaar boobu rek moom ab yéeféer la bu boobaa maanaam mu daal ba mu des bokkaale mu loolu la nag mu daal di ci tontoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu'tazila yi ak xawaarij yi li nga xamante ne tamit moom mooy maanaam mu daal di indi kon xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abu Zar radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf na ko innaka mru'un fiika jaahiliya maanaam yow de nit nga koo xamante ne ak jikkoy riir dafa nekk ci yow fekk mu def la mu defoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon te moom mooy mu ŋàññ nit mu ŋàññ ko te ŋàññewu ko lu dul maanaam lu dul ak deram maanaam wala boog lu dul maanaam ne yaayam nii la mel maanaam lu dul aw askanam te loolu tamit képp koo xamante ne moo tax képp koo gis nag muy bàyyi xel jox importance maanaam askan wi nit bokk loolu moom mooy ne kooku moom ak demam yoonu yàlla mooy dafa départagul en fait parce que nit ki li ngay njëkk a gis ci moom mooy deram ni mu mel wala boog li ngay njëkk a gis ci moom mooy fi mu bokk su waxee nga dégg ko rek dangay daal wala yu mel noonu dangay daal di xam ne ah kii kat fee la bokk maanaam bu fekkente ne nag loolu yow ci yooyu rek ngay sukkandikoo pour classer nit loolu moom mooy ne yow demagoo fenn en fait yow dañ laa nëbb kiiraay yi rëy na rëyaay goo xam ne mais dafa jéggi dayo waaye tamit maanaam foofu nit ñi tamit kenn du natti seenu kawe ak seenu mbaax ak seenu yëkkatiku ci rek ne doomi diw la wala fii la bokk ndax borom bi subhaanahu wa taala li nga xam ne moom la saxal ci alquran te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ko mooy inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla ginnaaw bi mu daal di indi buntu baabun wa in taifataani min al muminina iqtatalu fa aslihu baynahuma mu daal di ciy teg ne fa sammahumul mu'minin maanaam bu fekkente ne way gëm ñi ñaari maanaam kuréel ci way gëm ñi dañuy xare maanaam bu boobaa na ngeen yéwénal seen diggante ndax loolu moom mooy yëfi jullit maanaam su fekkente ne dafa gis ay nit ñoo xamante ne dañoo wuute maanaam mu yéwénal seen diggante moom moo gën muy xam taal bi maanaam mu mel ne képp koo xamante ne da ngay jaar ci yoonu yàlla da ngaa war a bokk ci ñi nga xamante ne yow yaay fay taal waaye waroo bokk ci ñi nga xamante ne da ngay xam ba am taal aw taal loolu maanaam ñu gisoon ci xadis bi nga xam ne mooy xadisu sayyidina Abu Bakr radiyallahu taala anhu
nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa cee wax ne izal taqal muslimaani bi sayfayhima fal qaatilu wal maqtuulu fi naar bu fekkente ne ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ñaari jullit dañoo daje ak seeni jaasi kii reyee ak ki ñu rey yépp ñoom dañuy dem safara ñu ne ko waaw kii moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki reyee waaye ana ki nga xamante ne moom la ñu rey waaw kooku moom loolu lu ko yóbbu safara maanaam mu daan ne loolu dafa fekk ne fa innahu kaana harisan ala qatli saahibi ndax moom moroomam mi tamit dafa xëroon ci rey moroomam mi loolu kon bu boobaa ñu gis ne ci yéenim boobu lañ koy fayee waaye fii tam mu am kon benn mbir moo xamante ne mat naa leeral maanaam gisoon nañ ci xadisu sayyidina Ubaadata ibnu Saamit radiyallahu taala anhu mooy ci xadis bi nga xamante ne moom la doon wax maanaam jaayante bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante woon ak waa ansaar foofu noonu ci xadis boobu nga xam ne gisoon nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis ne bàkkaar yi boo ci def su fekkente ne dañ laa teg daan gi nga xam ne moom moo ci war bu boobaa day daal di nekk kafaara ci yow waaye su fekkente ne nag dañ la kaa teggil maanaam bu boobaa da yàlla da laa suturaal maanaam mooy ne yow ko dangaa war a suturaal sa bopp ca gannaaw loola nag yàlla say mbir ci yàlla lañ koy aj su ko neexee mu jéggal la niki noonu su ko neexee mu mbugal la waaye tamit ñu xam ci ne kon maanaam tiit sax na ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka nit ki su tuubee yàlla dana ko nangul tuubam itam waaw loolu tamit kon mat naa bàyyi xel ci biir moomu waaye beneen mbir bi nga xamante ne mat naa bàyyi xel fii itam muy masala bu am solo moom mooy ne ki nga xamante ne moom moo rey nit masalan su fekkente ne daf koo rey maanaam àq ki nga xamante ne moom la ñu rey kooku day daal di des ba tey te loolu ñoom ñu ngi koy lijjantee yawmal qiyaamati loolu moom àq boobu loolu tamit nañ ko bàyyi xel maanaam allahumma ba mu des borom bi subhaanahu wa taala ci mbaaxam jël àq kooka maanaam jël ko ci ay maanaam trésoru mbaaxam fayal ko bu boobaa ba kooko jàpp ni léegi kon de segam danga ma jox lii lépp nag kon man baal naa ko waaw kay bu boobaa la ay mbirum doogay di dooga ci lay doog a mucc loolu mbir la moo xamante ne mu matal leeral la ci mbir moomu ngir ne borom bi subhaanahu wa taala dana jéggale àq yi nga xam ne moo dox suñu diggante ak moom waaye suñu diggante ak suñu moroom yi maanaam borom bi subhaanahu wa taala moom bu koy jéggale faw day fekk ne moom ki ci des jéggal nañu ko maanaam ki nga xamante ne moom mooy ke ñu tooñ kooku jéggal nañu ko waaye wàlla moom danañu ko jéggal waaye kañu tooñ it daf ñoo war a jéggal te bu boobaa nag ci la ñuy daal di setee ci musiba boobu ci bàkkaar boobu waaye bu fekkente ne borom bi subhaanahu wa taala ci mbaaxam bëgg na jéggal ñu ci jéggal goo xamante ne day matale day daal di def ci xolu kañu tooñ mu jéggale wala boog mu daal di jël ci mbaaxam fay waajooja ci anam goo xamante ne kooka danaan waaw segam jox nga ma lii nag kon léegi bàyyi naa maanaam kon daal ci ñaar yooyu daal lay amee ginnaaw ba gis nañ buntu bi nga xamante ne ci lay waxee wàllu tooñ ndax tooñ dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy ay mbir yoo xamante ne maanaam tooñ moom zulm boo ko xoolee moom ak zulmatun ñoo bokk racine moom ñoo bokk radical maanaam zulmatun moom mooy lëndëm maanaam kon tooñ ndax moo tax xadis bi ne az-zulmu zulumaatun yawmal qiyaama ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yawmal qiyaama na ngeen ragal na ngeen moytandiku tooñ ndax tooñ ay lëndëm lay doon yawmal qiyaama niki noonu la nekkee ay lëndëm ci diggante nit ki ak yoonu yàllam maanaam ndax nit ki munul di dem ci yàlla ba noppi jàpp jaamu yàlla yee di tooñ loolu moom mënta ne waaye nag tooñ yi dañoo am ay degré yu wuute loolu moom moo tax mu indi buntu boobu ne baabun zulmun duuna zulmin mu daal di ciy indi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu taala anhu ci aaya bi nga xamante ne moom mooy bi borom bi subhaanahu wa taala wàcce woon ne alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm te dëggu te jaxase wuñ ci seenu ngëm googu maanaam ak tooñ maanaam jaxase wuñ ci benn tooñ mu ne ñooñu day dina am nañu kóolute te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy gindeeku ba saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayyuna lam yazlim maanaam ne ko ana kan ci ñun moo mësta tooñ borom bi subhaanahu wa taala wàcce ab aaya maanaam ngir leeral ne tooñ ga muy wax maanaam mooy inna shirka la zulmun azim maanaam li wér boor moom mooy tooñ nga xamante ne moom lay wax maanaam moom mooy bokkaale boobu moom mooy tooñ gu màgg gi
bokk na ci li nga xamante ne tamit waroon nañ ko maanaam daañ ko jàngee ci suñu xadis bi boole koog li nga xamante ne mooy njàngat yañ ca defoon mooy saxaaba yi radiyallahu taala anhum bàyyi xel bi ñuy bàyyi xel bépp aaya alquran ndax xam ngeen ne aaya alquran bi ci siyaaqu aaya bi mooy ne maam Ibrahima la doon wax ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ci xissaam boobu ci la indee wax ji kon maanaam bu fekkente ne ci xissay maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ci la indee wax ji ñoom ñu jël ko moomale ko seen bopp ba mbir mi di leen inquiété noonu loolu day tegtale ci anam gu leer bàyyi xel gi nga xamante ne moom lañ doon bàyyi xel bépp aaya ci alquran waaye naka noonu xissa yi nga xamante ne ñoom ñooy rot ci alquran bàyyi xel gi nga xamante ne moom lañ koy bàyyi xel maanaam tey fi mu tollu jullit bi warta def rek bu ñu waxee Firawna wax ca moom la ñu wax wala boog ñu wax ca Aadi wala Samudi wala ñeneen ñu wax ca ñoom la ñu wax mu daal di wëlbatiku rek daan ne man ñooñu gaa yooyu ñoo doyoon waar vraiment gaa yi ñoo doy waar te moom du gis ne maanaam moom ci jëmmi boppam mbir mi mën na koo concerner maanaam saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñoom doon doxalewuñu woon noonu loolu moom moo lay wan ne ñoom maanaam seen dégg-dégg tamit bi nga xamante ne moom lañ amoon ci alquran ak ni nga xam ne noonu la fóote woon bokk na ci bunt bi nga xamante ne moom la ñu gisoon tamit ci jotaayu bii weesu te moom mooy bu mujj bi ci mooy baabu alaamatul munaafiq mooy buntu ni nga màndargay naafeq gisoon nañ ci ñaari xadis bu sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu ak bu sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhu maa ñaar yépp di wax ci màndargay naafeq waaye bi nga xamante ne moom mooy xadis mooy muy ñeent yooyu noonu nga xamante ne yooyu yu matam moytandi ko la ndax képp koo xamante ne daf koo matal maanaam boo gisee ku matal lii ñaare maanaam faw soit dafa fekk ne naafeq bu mat sëkk la wala boog mu nga jëm ci war a nekk naafeq bu mag ba maanaam te jikko yooyu dañ ko yóbbu ba mu nekk bokk ci naafeq yu mag yee mag a mag wala boog ne mandarga la boo xamante ne képp ku ko amee sax naafeq dafa mat sëkk maanaam ci yoon maanaam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy woote woo ci seen biir ay jullit wala boog ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi seen biir boobu xeetu naafeq dafa nekk ci ñoom kon muy ñeenti jikko yooyu nga xamante ne buñ ko xoolee yëpp dañuy wër-wërloo ci ñàkk dëggu ak nekk koo xamante ne bàyyiwuloo xel sa borom subhaanahu wa taala ci li ngay wax ak li ngay def te yéene sellul te sa jëf rafetul waaye tamit maanaam ci ginnaaw gi nag mu ne taabaahu Shu'batu anil A'mash maanaam gisoon nañ ko tamit ne Shu'ba rahimahullahu taala moom moo solo maanaam ci beneen njariñ bi nga xam ne moom moo ci am mooy li tax mu indi taabaahu Shu'ayb anil A'mash maanaam Shu'ba anil A'mash moom mooy ne A'mash mooy Sulaymaan ibnu Mihraan al-Kaahili rahimahullahu taala moom dafa nekk mudallis maanaam day nëppal wax maanaam comme ni ñu ko gisee woon mooy ne day solowee ci sëriñam loo xam ne déggewu ko ci moom waaye comme que Shu'ba moom bu solowee ci mudallis faaw daf koy topp ba bàyyi ko xel ku mel ne al-A'mash ak Qataada ak ñeneen rahmatullahi alayhim maanaam bu solowee ci ñoom xadis maanaam faaw daf leen di topp ba mu leer ni lii ñoom ñoo ko déggee ci seen sëriñ bi te ci kaw riwaaya bi nga xamante ne mooy riwaaya Sufyaan as-Sawri bi rahimahullah moom daf ne an al-A'mash an Abdullah ibn Murra kon bu boobaa nga gis ne te leeralul ne daf ko A'mash dafa dégg xadis bi maanaam ngir mu leeral ne A'mash effectivement dafa dégg xadis bi mu daal di indi daal di taaba'ahu Shu'ba an al-A'mash maanaam bu ko defee nga xam ne kon A'mash kat dafa dégg xadis bi loolu moom mooy kon juróomi bunt yi nga xam ne moom la nose woon ngir leeral ci mbiru maanaam ay mbir yoo xam ne ay xeeti gàllankoor la yoo xamante ne danañu gàllankoor nit ki ci yoonu yàlla waaye tamit leeralaa ci laale ci ne képp koo xamante ne gis ngeen ko melul nii ci wàllu ci maqaama islam maanaam incarné wu ko nii bu leen jàpp ne yéefir la maanaam loolu tamit mu leeralaale ko léegi nag ñu dugg kon ci beneen bunt bi mu ne baabun bunte ngi nii maanaam bunt bi moom mooy qiyaamu taxaw laylatul qadri guddik laylatul qadri minal imaan yi dafa bokk ci ngëm maanaam mu ci leeral ne maanaam taxaw maanaam li nga xam ne moom lañ ci namm nag moom mooy taxaw guddik laylatul qadri mooy di ci jaamu yàlla te bu boobaa li nga xamante ne moom moo ci am fii mooy ne mooy taxaw jaamu yàlla laylatul qadri maanaam njariñ gu mag gi nga xamante ne moom la am te bokk ci yoonu yàlla ngir ne képp koo xamante ne dafay sóobu ci yàlla maanaam ngëneel yu mel ni laylatul qadri ak masalan yeneen mbir yu mel ni moom te nëbbu maanaam daf la yitteel maanaam ngir ne xam gi ngay waaye tamit da ngay jaamu borom bi subhaanahu wa taala ngir moom
waaye du tere ngay daal di jublu ci borom bi subhaanahu wa taala ci di wut laylatul qadri loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy xamee moom mooy ne maanaam mooy ne comme xam nañ ne laylatul qadri dafa làqu te borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala ci fathul baari indi na ci ñeent fukki wax ak benn yoo xamante ne wuute na ay yu am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci laylatul qadri ban guddi la ndax guddi gu sax la wala guddi gu wuute la ak yeneen loolu yépp day tegtale ne maanaam am doole gi nga xamante ne moom la am doole ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye tamit dañ ci jàngee ne am na ay mbir yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koy nëbb te du ko xamal lu dul ñu néew ci jaamam yi te bokk na ci mooy laylatul qadri bii comme ni nga xam ne noonu la al imam al hafiz badruddin al ayni rahimahullahu taala wax ci umdatul qaari mu ne leer na ne am na ñu bare maanaam mbir mi dafa siiw waaye bu jéggi dayo ci ne am na nitu yàlla ñoo xamante ne ay nit ñu maanaam ay saalixoona nit ñu sell ñoo xamante ne ay ati at xam nañu laylatul qadri kañ la maanaam kon bu boobaa ànd ak ne dafa nëbbatu kon bu boobaa ci la ñuy xamee ne maanaam mbir la moo xamante ne du lu ñu yëkkati goo xam ne kenn xamu ko waaye nag dafa nekk loo xamante ne dafa làqu waaye kon loolu dafay won tamit ne maanaam di jéem a taxaw na guddi gu mel noonu bu la borom bi subhaanahu wa taala defee nga xam ko wala boog soo ko xamul itam maanaam nga koy jéem a wut loolu dafa bokk ci ngëm yàlla ci boppam maanaam kon di diir xeetu ngëneel yu màgg yooyu dafa bokk ci ngëneel ci ngëm yàlla maanaam ci maqaamay iman la bokk maanaam loolu moom mooy la moo tax mu indi xadis bi nga xam ne moom mooy kon suñu xadis bu njëkk bi ñuy gis insha allahu taala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaabi lay qaala xaddathana abul yamaan te abul yamaan moom mooy alxakam ibnu naafi gisoon na ko rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana xabaar nañu Shuayb te moom mooy Shuayb ibnu abi hamzata al qurashi al umawi mawlaahum muy abu bishr al ximsi rahimahullahu taala maanaam qaala mu ne xaddasana abu zinaad te moom mooy abu zinaad mooy abdullah ibnu zakwaan al qurashi abu abdurrahman rahimahullahu taala an al a'raj te moom mooy abdurrahman ibnu hurmuz ibnu kaysaan al a'raj rahimahullahu taala dakkantalam nekkoon abu daawuda wala ñuy wax ne abu xaazim an abi hurayrata radiallahu taala anhu maanaam càllale gi boo gisee nag taxawuñ ci mooy ne gisoon nañ jëmmi càllale gi ak jëmmi toftale gi ci buntu xubbu rasuli baabu xubbu rasuli min sallallahu alayhi wa sallam min al iman mu ne an abi hurayrata radiallahu taala anhu annahu qaal mu ne qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xamante ne yaqum dana taxaw laylatul qadri guddik dayoga wala laylatul qadri waaw mooy guddik dayoga wala laylatul qadri mooy guddik ndogal gi ngir ne laylatul qadri dañuy wax ne dañ koo tudde laylatul qadri ngir ne ci guddi la gi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala ci lay maanaam ci lay wàcc wax malaaka yi ñu indaale dogal yi nga xamante ne ñoom ñooy am ci at bi yépp waaye tamit tudde nañ ko laylatul qadri ngir dayo gu rëy gi nga xamante ne moom la am fa borom bi subhaanahu wa taala ba moom rek ci jëmmi boppam day tolloog junni weer comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci alquran laylatul qadri xayrum min alfi shahr maanaam ne guddik laylatul qadri googu moom moo gën junni weer dayo gu rëy googu loolu moom moo tax ñu tuddee ko waaye tamit laylatul qadri dañ koy wax maanaam guddi la goo xamante ne guddi maanaam bu léegi nag taxaw guddik laylatul qadri li muy tekki maanaam moom mooy ne am na ñoo xamante ne dañu wax sax ne maanaam mooy jaamu yàlla goo ci mën a def rek ba ci sax nga yem rek ci julli gi nga xamante ne moom nga ci def rek bokk nga ci ñi nga xam ne yéen a yow dundal nga laylatul qadri waaye wax jooju li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koo neenal ndax gis nañ ne loolu taxutoon ñuy wax parce que su doon loolu la rek kon moom du am beneen ngëneel maanaam jëmmi taxawal ko waaye li muy tekki moom mooy ndax buñ nee taxawal nga guddi gi li muy tekki moom mooy lu ëpp ci guddi gi wala boog loo xam ne dayoo boo xam ne mëneef na koo waxee ni bëri na ci guddi gi taxawal nga ko wala boog nga taxawal guddi gi yépp loolu moom moo tax ñuy wax maanaam nisfahu aw inqus minhu qalila comme ni nga xamante ne moom la aay sang bi jàng léegi aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila maanaam loolu mooy taxaw qumil layla illa qalila taxawalal guddi gi ba mu des lu néew nisfahu muy genn wàll gi aw wala boog zid nga yokk alayhi ci moom qalilan lu néew aw inqus minhu qalila wala boog nga wàññi ci lu néew loolu tamit
aw zid alayhi wala nga yokk ci ci lu néew maanaam nga yokk ci genn wàll gi maanaam kon bu fekkente ne wàññi nga ci genn wàll gi bu boobaa day daal di dem ba ci ceeru guddi gi kon te loolu moom mooy sulusul layl maanaam te loolu moom moo nekkoon ne yent yàlla daawuda alayhi salaatu wasalaam ni mu daan taxawee guddi loolu mooy li gën te bu boobaa nit ki su fekkente ne lu tolloog ceeru guddi gi jaamu na ko boroomam subhaanahu wa taala dañuy wax ne kii nag taxaw na guddi gi maanaam dundal na guddi gi te ndax lan comme ni nga xam ne moom la yenent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan as-sulusu wa sulusu kasir wala boog ci beneen riwaaya wa sulusu kabir maanaam ceer bi te ceer bi lu bari la maanaam xadis boobu nga xamante ne donte ci mbiru miiras la doon wax maanaam waaye bu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo melal na ne mbir mi bu ñu xësee ba ni ceer la rek loola lu bari la kon bu boobaa ñu daal di ci xamee ni loolu moom mooy taxawal guddig laylatul qadri mu ne kenn képp koo xam waaye nag am na tamit fii beneen mbir comme ñun ay wolof lan maanaam laylatul qadri bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy dundal laylatul qadri ñu bàyyi xel maanaam jubluwuñ ci daje def ay jàng maanaam comme ni nga xamante ne ñun noonu lañ koy defee nga xamante ne jàpp nañ ni buñ fanaanee ci ay jàng wala maanaam rek maanaam def nañu xeetu jaamu yàlla di gën a màgg waaye nag loolu taxut ñuy wax maanaam maanaam ndax alqiyaam moom mooy taxaw te taxaw gi jubluwuñ ci jëmmi taxaw gi waaye liñ ci jublu mooy julli maanaam qiyaamul layli bu ñu koy wax mooy taxawee guddi gi maanaam julli lañ ci jublu donte leneen loo xamante ne xeetu jaamu yàlla la gu màgg dana ko taxaw lu demee nekk di sàkku xam-xam ak yu demee noonu waaye amma di dajaloo di woy ay sëriñ ak ay kii ak yooyu noonu moom loolu vraiment loolu moom kenn waxul ne loolu dundal laylatul qadri la loolu moom xeetu ndax sa bopp la gën a jege yàlla nañu yàlla sàmm mu ne nag kon képp koo xamante ne dundal na laylatul qadri imaanan te ngëm tax wala boog mën na nekk ne imaanan dundal gaa moom ak ngëm la maanaam loola maanaam bu boobaa ñaar yooyu moo mën a nekk maanaam imaanan ak ci ngëm waaye bu boobaa wala maanaam boog imaanan muy dundal gaa moom ak ngëm la waxti saaban ak bi jublu ci jëmmi borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy sàkku ci ak payu borom bi subhaanahu wa taala maanaam bu boobaa mu ne xufira lahu def na ko jéggal maa lépp loo xam ne taqaddama jiitu na min zambihi ci bàkkaar maanaam képp koo xamante ne kon def na loolu jéggal dinañ la jéggal lépp loo xamante ne def nga ko ci bàkkaar kon bu boobaa muy wane ne te bokk ci yoonu yàlla daf cee bokk mooy nga maanaam kon mu mel ne yii nga xamante ne moom la tuddaloon ci ginnaaw muy ay xeeti bàkkaar yu bari yoo xam ne daf lay wàññi dara maanaam mu ne dara am na benn mbir moo xamante ne ci sa yoonu yàlla soo ko defee dina la effacer loolu yépp te loolu lu demee nekk noonu bokk na ci laylatul qadri xadis bii imam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro 1901 ak 2014 imam Muslim rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb xadis numéro 760 imam Abu Dawud indi na ko ci xadis numéro 1372 imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 683 imam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 2202 2206 2207 ak 5027 niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci ay xadis yu wuute kon ci waa asxaabu kutubu sitta imam ibnu Maaja rek rahmatullah alayhi moom moo ko indiwul kon mu daal di indiwaat beneen bunt mu ne bunt ngi nii al jihaadu xeex kër-këri ci yoonu yàlla minal imaani dafa bokk ci ngëm maanaam kon ci bokk na ci maqaamay ngëm mooy nga julli say dayak coono di xeex ci yoonu yàlla maanaam di ci xeex nag ci yoonu yàlla dafa am xeex ci làmmiñ am xeex ci cër yi am xeex ci alal yooyu yëpp ay xeex yoonu xeex la ci yoonu yàlla am maa xeex ci làmmiñ moom mooy comme ni nga xamante ne loolu moom mooy xeex bokk na ci xeex yi gën a màgg te moom mooy xeex yi boroom xam-xam yi di def maanaam mooy di jàngale diine ji ak di saxal sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di digle lu baax ak di tere lu bon niki noonu ak yeneen ak yu mel noonu yooyu yëpp ci xeex ci làmmiñ la bokk ak di saxal dëgg donte dangaa fekkee ñaari nit ñuy wax ci mbir maanaam nga gis ne ñi ngi wax kat kii mi ngi bëgg a neenal dëgg yow nga taxaw daal di jàppale donte dangaa jàppale ki nga xam ne moom moo wax dëgg ci benn kàddu dong nga ko jàppale daal ne ko man daal donte xamuma lu bari waaye li ma xam ci dégg borom xam-xam yi di wax daal diw sàngam lii mu wax nii daal moom moo wax dëgg maanaam bu boobaa loolu donte loolu la sax yaa ngi xeex maanaam loolu yaa ngi ci biir jihaad bi
naka noonu am na jihaad bi nga xamante ne moom la ñuy def ci yoonu yàlla te mu bokk ci ngëm moom lay wax ne yépp ci maqaama yi ngëm la bokk maanaam moom mooy ak sa alal mooy lépp loo xamante ne l'islam daf koo soxla ngir mën a avancer bu boobaa nga jël sa alal dugal ci ngir mbir mi avancer loolu dafa bokk ci jihaad tamit fii sabilillah niki noonu bu fekkente ne nag ak sa kii may joxe sa doole joxe sa temps may joxe sa disponibilité bu ko defee maanaam nga mën a liggéeyal diine ji mën a avancer niki noonu am na tamit beneen jihaad te moom mooy bi nga xamante ne moom xeex la moom bu boobaa loolu saa yu soxlaawee mu taxaw nga xamante ne ñi ngi néewal doole l'islam wala boog nga ne l'islam dafa soxla bu boobaa nga jël sa doole tamit xeex ci loolu tamit dafa bokk ci xeex ci yoonu yàlla te loolu moom kenn mënu koo dindi ci yoonu yàlla xam nga jamono lañ joo xam ne nag dañoo toll ci jamono joo xam ne da ngay gis nit ñi ne wax ne boobu façon dafa jeex ak yu mel noonu loolu du dëgg te xaajul bay nekk dëgg te képp ku ko wax na caaxaan naam liñ mën a wax nag moom mooy ne forme yi nga xamante ne moom lañu mën a saxalee jihaad boobu xëy na condition yooyu mën nañoo bañ a am suñu maanaam ci ñun en tout cas ni ñuy dundee loolu mën nañ koo nangu waaye bëgg a saxal ne maanaam jihaad ci jëmmi boppam moo jeex xeex boobu noonu loolu moom du dëgg xaaju bay nekk dëgg te loolu amul kenn ku ko wax ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim amma jihaad bi nga xamante ne moom mooy jihaadu nafs bi ñuy wax loolu tamit boo kooku moom moo jiitu boobu moom moo jiitu comme li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko borom bi subhaanahu wa taala wax ne ko yaa ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqitaali wala tukallif illa nafsak maanaam yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xiirtalal jullit ñi ci maanaam way gëm ñi ci xeex bi waaye nag yow sa bopp moom bul togg ku dul sa bopp maanaam mooy ne sa bakkan maanaam xeex boobu xeex bi ngay xeex ak sa bopp yow boobu moom moo ëpp doole waaye tamit ñeneen ñi xeex bi nga xamante ne moom la ñu war a xeex maanaam xeex mooy ne xeexu ci yoonu yàlla yépp bi ci gën ëpp doole moom mooy xeex bi nga xamante ne d'abord moom ngay xeex ak sa bopp yow d'abord maanaam ndax mboolem looy xeex ci biti xeex ko ak sa bopp ba pare loolu ngir ne bu fekkente ne defar nga sa bopp ba pare comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon nga xam ne aaya yi njëkk wàcc dañoo njëkk ci iqra jàngal ni ki noonu maanaam nga génn ci réer ni ki noonu après qumil layla ak warattilil qur'ana tartila maanaam del taxaw guddi di jaamu yàlla di jàng alquran et cetera mooy ngay sell di zikkar di sellalal sa bopp ak après nag léegi nag yaa ayyuhal muddaththir qum fa anzir léegi nag demal nga waare léegi yooyu yëpp nag ay xeeti xeex la ci yoonu yàlla waaye sa bopp d'abord nga tàmbalee ci sa bopp ba pare doo nga dem ci ñeneen waaye ñi la gën a jege ci ñi la gën a jege maanaam mbir mi tamit noonu lay demee voilà te mbir mu nekk jamono ju ne bu fekkente ne xam nga li tax suñu jamono ji maanaam jihaadu armée bi approprié wu ci loolu dafa simple mooy comme circonstance yi yenent bi nekke woon la sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoy Makka maanaam ndax ba mu nekkee Makkatal Mukarrama loolu moom moo tax ci biir Makka digaluñ ko woon mu xeex lu tax parce que foofu non seulement dañ leen a nootoon ëpp leen doole waaye tamit foofu daanaka lu ñu fa doon def dañuy làqatu fi mu toll ñun situation boobu lañ toll waaw bu fekkente ne situation boobu nga toll nga naan da ngay jël ay xeex ba pare yow ci sa jëmmi bopp maanaam yu baree ngi lay manqué ci sa wàllu jaamu yàlla ni ki noonu sa mbokk jullit ñi ñëpp presque foo tourné ñëpp soit ni yow lañ mel wala nga tane leen tuuti sax boo mooy tuut maanaam kan ngay xeexal bu fekkente ne maanaam fa nga war a tàmbalee d'abord mooy na jullit ñi baax ba pare na ngeen nekk ci yoonu yàlla ba noppi loolu d'abord loolu moom mooy xeex bi loolu moom moo tax jihaadu armée boobu approprié wul ci ñun waaye nag duñu wax ne maanaam moom ci jëmmi boppam baaxul du tout amul loolu moom képp ku ko wax dangaa wax lu la neex kos kese maanaam kon nag waaye nag yooyu yëpp nag mu ne minal iman dafa bokk ci ngëm mu daal di indi xadis bi nga xamante ne mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi li qaala imam al-Buxaari rahimahullah daane xaddasanaa Harami ibn Hafsin te moom mooy Harami ibn Hafsin ibn Omar al-Ataki al-Qusmali te moom dàqantala mooy Abu Ali al-Basri rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 226e année la génn àdduna mu ne qaala xaddasanaa Abdul Wahid te moom mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlaahum
abu bishr mooy dàqantalam te moom wala ñeen dañuy wax tamit ne abu ubayda moom tamit basari la maanaam basra la dëkkoon mi ngi génn àdduna 176e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 177e am na ñu ne 179e mu ne qaala xaddasanaa Umaara te moom mooy Umaara ibnu Qaqaa ibnu Shibrimata ad-Dabbi kooku moom mooy al-Kuufi moom Kuufa la dëkkoon moom mooy doomu frère Abdullah ibnu Shibrima maanaam Abdullah ibnu Shibrima mu siiw mi te moom moo tax moom nag moo gënoon a mag bay taxam boobu maanaam bay taxam bi muy Abdullah ibnu Shibrima moom moo ko magoon te it moom lañ daan gënale sax ci kaw bay taxam boobu rahimahullah moom mooy ad-Dabbi mooy ibnu al-Qaqaa Umaarata ibnu al-Qaqaa ibnu Shibrimata ad-Dabbi rahimahullahu taala mu ne qaala xaddasanaa abu zurata ibnu amr ibnu jarir te moom mooy abu zurata ibnu amr ibnu jarir ibnu abdullahi albajali alkuufi moom it kuufa la dëkkoon waxoon nañ ne li nga xam ne noonu moom la tudd ndax abu zurata mooy dàqantalam li nga xamante ne moom mooy la tudd mooy haram am na ñu ne abdullahi la tudd am na ñu ne abdurrahman la tudd am na ñu ne amrin la tudd am na ñu ne jarir la tuddoon moom mu ne an ab qaala mu ne sami'tu dégg na aba hurayrata radiyallahu taala anhu maanaam kon bu boobaa dañuy gis ne xadis bi ñi ko solo ñi ngi ci diggante waa basara ak waa kuufa maanaam kon ba tey waa iraq la rek ñoom ñoo solo xadis bi subhaanallah maanaam bu ñu xoolee saxeex bi boobu ba léegi li ñuy gis ci waa iraq li ñuy solo xadis yi subhaanallah nombre bu impressionnant la un pourcentage bu impressionnant la la ilaha illa allah mu ne qaala dégg na mu ne kon nag sameetu dégg naa aba hurayra sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu te moom mooy abdurrahman ibnu saxrin ad-dawsi al-yamani radiyallahu taala anhu mi ngi génn àdduna 57e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne 58e la wala am na tamit ñu ne 59e la mu ne ani nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na intadaba maanaam warlu na allahu buur yàlla li man ñeel képp koo xam ne xaraja génn na fii sabilihi ci yoonam maanaam moom mooy képp koo xamante ne dangaa toog loolu yëpp hadith bi koy firi mooy mu naan man yuqaatilu li takuna kalimatullahi hiya ulya fa huwa fi sabilillah képp koo xam ne da ngay xare rek da ngay xeex maanaam ak nu xeex bi maanaam da ngay yulli sa day ak coono ngir kàddu buur yàlla subhaanahu wa taala yëkkati ku kaw maanaam pas tekkiwul ne damaa bëgg suñu waa tarixa yëkkati ku de loolu ak su damaa bëgg sama sëriñ ñoom diw nit ñëpp xam ko ba ñëpp xam ne moom mooy waaja wala xeet yooyu loolu du fi sabilillah parce que maanaam ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp du fi sabilillah mën naa nekk fi sabilillah su fekkente ne la animé loola mooy gannaaw bañ ko xamee ngir ne moom day yóbbu nit ñi ci yàlla waaye bu fekkente ne ngir rek parparloo googu kese moo la animé loolu ba tey du fi sabilillah ak it damay xeex ngir maanaam par exemple tey te loolu bokk na ci li ñu koy xàmmee rek mooy tey bu ñu doon ketal benn jàkk fii ñu ne jàkk ji dañ koy def pour jullit ñépp nga gis gars yi duñ joxe waaye buñ ne ngir sëñ diw la jàkkay sëñ diw wala jumaa ji ngir na maanaam ñun waa tarixa sàngam nga gis gars yi daal di yulli dayo coono xar seen tànk tubéy pour jumaa jooju wala jàkka jooju wala zawiya boobu taxaw loolu moo lay tegtale ci anam gu leer ci ne loolu fii sabilillah amu ca ak yeneen yoo xamante ne loolu la mu ne képp koo xam ne génn nga fii sabilillah mu ne laa yuxrijuhu waaye dara génnewu ko illaa lu dul imaanun ak ngëm bii ci man maanaam nga gis ne kon dafa war a leer ni ngëm moo ko yóbbu voilà wa tasdiqun ak dëggal bi rusul yi ci sama yenente yi alayhim salaatu wassalaam an ne arji'uhu dinaa ko delloo bi maa ci lépp loo xam ne naa la am na ko min ajrin ci pay aw wala boog ganimatin ci ak ganima moom mooy mooy lu ñu ak ngañaay maanaam moom mooy butin wu guerre maanaam lépp loo xam maanaam dinaa ko delloo mu àndaaleeg bi mu àndaaleeg lépp loo xam ne maanaam naa la amee na ko min ajrin ci pay aw ganimatin wala boog ak ngañaay waaye nag aw wala boog udxilahu ma dugal ko
aljannata aljanna maanaam bu fekkente ne dafa génn àdduna fekk ci yoon woo wala nekkoon ci lépp loo xamante ne service la boo xamante ne day tax diine ji avancé mu ne bu boobaa maanaam bu dellu si maanaam bu dellu si wulit maanaam biir àjjana la jëm rek maanaam mu ne walaw laa ay bu dul woon an ashuqa ci may teg coono bu dul woon bañ gi ma bañ teg coono ala ummati ci sama xeet kon ne maa qa'adtu duma toog xalfa sariya ci ginnaaw ak sariya moom mooy bépp armée boo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yónni waaye maanaam wala boog amir bi daf ko yónni waaye moom àndul ca xeex ba loolu moom moo tax ghazwa suñ nee ghazwa mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na moo tax ñuy wax ghazwatu badar ghazwatu tabuk et cetera waaye bu ñu nee sariya mooy dafa yónni ab armée mais moom demut voilà mu ne kon nag waaye su fekkul woon bañ a teg coono sama xeet maanaam ngir ne bu ëllëgee képp ku jiite jullit ñi jàpp ne saa yu war a yónni ab armée rek ñu dem xeexi ji ci yoonu yàlla faw moom daa war a ànd ci mbir mi maanaam ngir bañ loolu nit ñi jàppee ko farata loolu kon bu boobaa wala boobu nit ñi gis ne amul benn xeex bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam demul kon bu boobaa képp ku maanaam nit jullit ñëpp yëg ne maanaam xeex dañ ko war a defi à tout prix te loolu mat naa bàyyi xel moom mooy mbir mu nekk du ñëpp ñoo ko war a def dafa am mbir yoo xamante ne maanaam bu dee jàngale du ñëpp war mën a war a jàngale maanaam bu amee ñenn ñu ko taxawee ñu doy ñi ci des mën nañoo nekk ci leneen ni ci noonu xeex bi bu amee ñenn ñu ko taxawee ñu doy ñi ci des dañuy nekk ci leneen bu fekkente ne tamit joxe alal ci jàkka ji la maanaam ñooñu bu amee ñu ko mën a taxawee ba jàkka ji taxaw ñooñu maanaam ña ca des nañ jël seen alal googu dugal ko feneen ci dispensaire ci école wala yu mel noonu dégg nga mu ne wala waditu waaye kon giñ naa ni kon bu dul woon bañ a teg sama te bu dul woon tamit teg coono bañ teg coono sama xeet la waditu doon naa mébét an nii naka man uqtalu ñu rey ma fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu faat ma fii sabilillahi ci yoonu yàlla summa topp uhyaa ñu dundalaat ma summa topp uqtalu ñu faataat ma summa topp uhyaa ñu dundalaat ma summa topp uqtalu ñu faataat ma maanaam mooy ne lii daf koo teg yamale ko ci ñett waaye lim ci namm moom mooy ila ma la nihaaya mooy ba infini maanaam ngir ne képp koo xamante ne kon dafa sóobu ci yoonu yàlla dañ ciy jàngee ne dafa war a nekk koo xamante ne dafa war a jox boppam yàlla rek maanaam nga xamante ne bu yàlla jëloon bakkanam jëlati ko maanaam li muy mébét rek moom mooy mu nekk ci yoonu yàlla maanaam ak lu mu ca góobee gar ko waaye subhaanallah léegi da ngay gis maanaam même digle lu baax ak tere lu bon rek gars yi dootuñu ko defati lu tax parce que non c'est que affaire bi day indi coow c'est que gars yi dañuy mer c'est que nangam maanaam imaginer kooku ba pare bu taxawee rek kooku moo naan bu doon badar moom du ma des kooku leer na ko ne bu doon badar du dem waaw yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm maanaam hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci juróom-ñaari bërëb muy hadis numéro 2797 2972 3123 7226 7227 7457 ak 7463 imaamu Malik rahimahullahu taala imaamu Muslim rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb ci benn ci hadis numéro 1876 imaamu Malik rahimahullahu taala indi na ko ci hadis numéro 1284 1324 ak 1337 imaam an-Nasa'i rahimahullahu taala moom tamit indi na ko ci ay bërëb yu bare ci sunanam naka maanaam 3098 3122 3123 3124 3151 3152 5029 ak 5030 imaam Ibn Maaja rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 2753 naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bare la ko indi ci musnadam rahmatullahi ala al jamii ñu kon mu ne maanaam kon ñu daal di gisee ni kon jéggal gii maanaam bu ñu xoolee kon nit ki li muy xeex ak li muy def yépp te yàlla tax maanaam te nga gis ne qiyaamul layli maanaam qiyaamu laylatul qadri dafa bokk ci jaamu yàlla gi nga xamante ne maanaam dafa bokk ci xeex ak bakkan ndax ñëpp di nelaw ngay jaamu yàlla moom
loolu moom dëgg-dëgg bokk na ci xeex ak sa bakkan waaye nag loolu mu lay yëgal ne attention de yooyu yëpp mooy il faut que nga nekk koo xamante ne yàlla rek a tax maanaam nga gis ne mu ne imaanan waxti saaban fii tamit nga gis ne mu ne laa yuxrijuhu illa imaanun bi wa tasdiqun bi rusuli kon yàlla rek moo war a tax nga def niki noonu dëggal yenent yi alayhi salaatu wassalaam rek ñoom ñoo war a tax nga def maanaam kon loolu day leeral mu ne baabun buntu baa ngi nii tatawwu coobare woo qiyaami di taxawee ramadaana weeru koor minal imaani bokk na ci ngëm maanaam di coobare woo ci di taxaw di guddi weeru koor yi nga koy naafila maanaam taraawixe ak yeneen xeet yooyu amma li nga xamante ne moom mooy naafila yi siiw yi naan bis sàngam naafilaam nàngam la loolu moom saxul loolu saxul du xadis loolu amul dara lu ci nekk xadis te li ci gën a yéeme mooy xadis la yoo xam ne sénégalais yi rek ko xam ginnaaw sénégalais yi man déggaguma fenn wala gisaguma kenn ku ko mentionné à part sénégalais yi voilà sénégalais yi kese ñoo ko xam te loolu bokk na ci nit ñi xam ne xadis bi mawdu la maanaam wérul mooy bu loo xamante ne maanaam boo demee di ko wër ci ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam xadis yi doo ko fekk waaw loolu moom wala bokku ne nangam yàlla wan na ma ne ngëneel sàngam am na ca loolu bu la neexee nga wax ko waaye bul ne xadis la te waaye li nga xam ne mooy problème bi nag mooy ne ñoom dañuy wax ne xadis la yu jógee ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko déggee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare daal di jël lépp mu nekk maanaam genre saxiifa ne dafa tuggee ci imaamu Malik rahimahullah ak yu mel noonu yooyu moom mooy problème bi waaye tamit képp ku wax loolu ne lii kat ak ngëneel la gu ma gis man loolu bu boobaa nga wax ne yaa ko gis te lii sa ngëneel la te en tant que nitu yàlla daf laa defal kashfu wala ne la ngëneel sàngam am na ci naafila sàngam nga waxee ko noonu waaye nag bu fekkente ne da nga koo waxee ci buntu sharia bu boobaa nag dañ naan la wérut du tout te ala kulli xaal moo tax yooyu mu wérut moom loolu wérul ak mboolem xadis boo leen dégg ci gàmmu wérul xadis boo dégg ñu ne la gàmmu ngëneel sàngam am na ci xadis boobu wérul bokk na ci li koy firndeel mooy ne gàmmu juróomeelu siècle ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko commencé def buur Erbil di la koy gis ci information Erbil Irak buur boobu moo ko njëkk a def jamonoy ñoom Abu Shama sëriñu ñoom imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi et cetera ñu kontaanoon ci lool waaye nag li nga xamante ne moom la ñu mën a wax moom mooy munuñu ne mais naan naan yeneen bi nee na gàmmu sallallahu alayhi wasallam gàmmu nangam képp ku gàmmu nangam dana la ci fekk loolu dara wéru ci loolu mawdu la loolu bokk na ci ni ñu koy xàmmee mooy tey bu doo dem ci téeri xadiis yi ba fekk ko ci abadan ku ne la imam Shafii solo na nangam nañ la wax fan la ko solo loolu imam Shafii solowu ko loolu amul rahmatullah alayhi voilà yooyu maanaam mat naa bàyyi xel waaye am maa tamit maanaam ne dañuy def naafila weeru koor mu nekk 20 mu war a nekk 20 rakkay kese loolu saxul ci sunna waaye nag munuñu ne bon na maanaam lu tax parce que tout simplement ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne naafila guddi ñaar la boo ragalee fajar jot nga daal di witar te bu boobaa loolu mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li sax ci moom mooy ne fukki rakka ak benn la daan naafila loolu moo sax waaye nag fukki rakka ak benn yooyu nga xamante ne moom la daan naafila sallallahu alayhi wa sallam da daan gudd su fekkente ne fukki rakka ak benn yow maanaam mais munuñu ne képp kenn daa war a naafila loolu kese ngir yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne salaatul layli masna guddi maanaam julli guddi ñaar la moo loolu moom moo tax comme li ku mel ne sayyidat Rabi'ata al-Adawiyya radiyallahu ta'ala anha li mu doon def di julli junni rakka ci guddi gu jot loolu moom mënuñu koo génne ci lu baax la voilà ngir ne ñaar la ñaar boo ragalee fajar nga witar fa iza xifta fajar fa awtir dégg nga waaw ko waaye daal taxawal guddi yi nga xam ne mooy guddi weeru koor loolu bokk na ci ngëm mu ne bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi qaala haddathana Ismaa'il gisoon nañ ko mooy Ismaa'il ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Aamir al Asbahi maanaam moom foofu la bokkee ak imaamu Malik rahimahullahu taala
maanaam moom mooy abu abdullah ibn abi uways al madani rahimahullahu taala waaw nga maanaam moom ak imam Malik ñoo bokk askan waaw ñoom ñi ngi bokk seen maanaam moom imam Malik daanaka maamam la ndax seen maam bi bokk bi nga xam ne mooy Malik bi ibnu abi amir maanaam Malik bi nga xam ne moom moo jur Anas bi jur Malik ñoom foofu lañ tase ci maam Ismaïl ibn Abi Uways moom laa la waxoon ne la imam al-Bukhari suy soloo saxeex bi maanaam suy soloo xadiis bu nekk ci Muwatta ci kooku la ko jële wala boog mu jële ko ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi wala boog ci Qutaybata ibn Sa'id wala ci Abdullah ibn Maslamata al-Qa'nabi rahmatullah alayhi déedéet non Uways al-Qarni fële la dëkk Yaman ñii Madina lañ dëkk ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam dégg nga dàkkantaloo Ismaïl bi mooy ibn Abi Uways rahimahullah moom kuniyam mooy Abu Abdullah mi ngi génn àdduna 226e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne 227e année la mu ne qaala xaddasanii Malik mooy imaamu Malik moom nettali na ma maanaam fii moom wax gi nga xam ne moom la naan xaddasanii loolu musoon nañ koo gis ci benn xadis bu mu naan xaddasanii Malik waaye imam Malik daanul nangu di moom daanul taxaw di jàngale xadis nii déedéet léeg-léeg nag mu am ñu ñëw ñu waxtaan ak moom mu daal di waxaale xadis kooku daal di xaddasanii yooyu mooy yeneen xeetu xadis yi waaye amma Ismaïl ibn Abi Uways bi daf koo jàng Muwatta la jàng maanaam téere bi ci boppam la ñëw jàngee ci imam Malik waaye bu nee xaddasanii ndax ne moom dafa ñëw ne imam Malik ne ko waaw li nga xamante ne moom laay jàngee ci yow maanaam li may dégg bu fekkente ne dama toog ci jotaay bi am kenn ci taalibe yi kuy jàng xadis yi mu dégg bu ñu paree nga ni waaw nii la est-ce que bu boobaa man naa koo nettali daal ni xaddasanii Malik mu ne ko waaw mu ne ko yow alquran ki la koy jàngal nooy def yow yaay jàng wala moom mooy jàng maanaam booy tari alquran ci nit yaay jàng wala moom mooy jàng mu ne ko man mooy tari man mii mooy tari bu ko defee mu dégg ni nii mu ko taree baax na su baaxee mu ne la waaw de bu boobaa yow mën nga ni kon ci diw laa jëlee alquran mu ne waaw mu ne ko kon mën naa wax xaddasanii mu ne ko waaw mën ngaa wax xaddasanii maanaam kon ñu xam ne bu waxee xaddasanii ci loolu la ci jublu waaye sinon li nga xam ne moom mooy baat bi waroon a bi jub bi gënoon a mëdd ci borom xam-xam xadiis bi ñuy faral di jëfandikoo bu deen fii la mooy axbarana Maalik waaw axbarana la lay wax waaw maanaam mu ne kon xaddasanii Maalik an ibn Shihaab mooy az-Zuhri rahimahullahu taala moom romboon nañ ko rombaat ko an Humayd ibn Abdurrahman te moom mooy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi moom tam az-Zuhri rahimahullahu taala Abu Ibrahim bokk na ci dàkkantalam yi bokk na ci Abu Abdurrahman ak Abu Usman moom mi ngi génn àdduna 95e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 105e année la waaye wax ñi ne 105e année la loolu ak def la ak njuumte la ci seenu wax maanaam kooku boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tagg nañ ko moom mu ne an abi hurayrata mu jële seydna abu hurayrata radiallahu taala anhu anna rasulallahi ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man képp koo xam ne qaama taxaw na maanaam mooy naaf la dundal na guddik ramadaana weeru koor ci jàng alquran ci jàng xam-xam ci di julli ak yu demee noonu di si kat yooyu yëpp nag amul benn ku ci bon mu def lu ko def waaw ak di def lu baax daal waaw maanaam di wër sax di may di jox nit ñi lu ñu xëdde wala lu ñu reere yooyu yëpp tamit ay xeeti jaamu yàlla la waaye daal la li ci ëpp doole mooy imaanan na ngëm yàlla tax waxtisaaban ak jublu ci borom bi subhaanahu wa taala kese loolu moom képp ku ko def xufira def na ko jéggal la woo ñeel ko maa lépp loo xam ne taqaddama jiitu na min zambihi ci bàkkaaram kon loolu xadis boobu de kon dañ ciy jàngee màggaayu weeru koor maanaam wax nañ màggaayu laylatul qadri wax màggaayu xeex ci yoonu yàlla waaye tamit lii mooy màggaayu weeru koor ne tamit maanaam fonk yii ak di ci jublu dafa bokk ci yi nga xam ne ñoom ñooy yu mag yi dafa waaye lépp nag na ko dëggulal ak gëm yàlla lal ak jublu ci te yàlla rek tax na ko lal
mu daal di mu kon xadis boobu imam Malik moo ko solo ci xadis numéro 300 ci Muwatta am rahimahullah. imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko moom maanaam ci xadis numéro 759 indi na ko ci ñaari yoon. imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala ci xadis numéro 6683 ak 808 indiwaat na ko. imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi ci buntu yu bare la ko indi. imam al-Bukhari rahimahullahu taala loolu lañu fàtte woon wax maanaam indiwaat na ko ñaari yoon moom ci xadis numéro 2008 ak 2009. imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah indi na ko xadis numéro 1371. imam Ibn Majah ci xadis numéro 1326. naka noonu imam Ahmad tamit rahimahullah indi na ko ci ay xadis yu bari rahmatullahi ala al jamii. mu ne baabun bunte ngi nii maanaam ginnaaw bi nga xamante ne wax na ci guddik weeru koor di ci taxaw ay guddi di ko jaamu yàlla waaye te maanaam loolu mooy cosaan comme ni naan aqimu salaata taxawal leen julli maanaam mooy maanaam nga taxawal julli mais julli ko ci anam goo xamante ne anam gu sell la gu jub la gu baax la ànd ak charte yi ak li nga xamante ne moom mooy matal farata yi ak ponk yi matal maanaam nekk ci taxawal sunna yi ba pare mooy di ko yi ñu sib yi ak lépp loo xamante ne mën na koo yàq. waaye lii nga xamante ne moom mooy taxawal kon weeru maanaam taxaw guddi weeru koor tamit loolu la rek ci jaamu yàlla nga bàyyi ko xel waaye bañ koo sàggane di ko bañ a def ay nuit blanche. naka noonu mu ne baabul bunte ngi nii sawmu ramadan woor weeru koor ihtisaaban ngir jublu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam jublu ci ba jëmmi borom bi subhaanahu wa taala minal imaani daa bokk ci ngëm yàlla. waaw loolu tamit maanaam kon moom mooy weeru koor yii yëpp nag ay mbir la yoo xamante ne maanaam taxawal julli xam nga fi mu toll bu ñu xoolee ba léegi waxagul julli gu mag gi maanaam julli gii muy wax maanaam taxawal julli mooy naafile yi moom lay wax boobu lay wax laylatul qadri bi muy wax ak guddi maanaam weeru koor yi waaye tamit maanaam ak maanaam woor weeru koor saw maanaam woor weeru koor yii moom dafa bokk ci ngëm maanaam ana naka la ko nit nag mën a bàyyee ba pare jàpp ne moom ak ngëmam mat na yaa subhaanallah. mu ne woor kon weeru koor loolu maanaam loolu dafa bokk ci ngëm dafa bokk ci nit ki ni muy évoluer dem ci yàlla maanaam mu ne te woor nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wal nitu yàlla imaam dañ ko xaajale ay xaaj am na woor bi nga xamante ne moom mooy woor mooy xiifal gi boobu moom boo fekkente ne xiifu maanaam lekkoo naanoo niki noonu sëyuloo ak maanaam jotiwuloo ak sa soxna lu tolloog maanaam li ko dalee ci bi jant bi maanaam li ko dalee ci bi fajar gi xaree ba keroog jant bi so yow maanaam woor nga maanaam yow bu boobaa woor nga waaye su fekkente ne yii nag da nga koo def te yàlla rek tax boobaa am nga ci pay gu rëy waaye nag képp koo xamante ne bàyyiwul waaye nag dafa war a yégg foo xamante ne boobu beneen xeetu koor la mooy bi ko gën a kawe mooy nga boole ci bàyyi waxu caaxaan ak jëfu caaxaan lépp luy waxu caaxaan ak jëfu caaxaan loolu moom mooy loolu moom yàlla loolu la ci gën a jublu waaye sa bàyyi lekk ak sa bàyyi naan loolu gën a jukkee jublu comme ni ko xadis bi waxe yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man lam yadaa qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaajatun an yadaa taamahu wa sharab an yadaa taamahu wa sharaba maanaam képp koo xamante ne dafa bàyyiwul waxu caaxaan ak di ko jëf maanaam yàlla maanaam doyul dara muy bàyyi lekkam ak naanam waaye loolu tegtalewul ne su ma waxee lu ñaaw wala su ma jëwee wala bu ma xësee ba def benn njuumte rek jarul may continuer sama koor naa dog du loolu de maanaam lee mooy li nga xamante ne moom faaw danga ko war a def waaye nag yàlla la mu gën a soxla ci yow mooy lii loolu kon muy beneen xeetu koor mooy ngay woor ci mboole maanaam wëllif lépp loo xamante ne du yàlla maanaam sa mboolem jëf yi nga bàyyi lépp loo xamante ne maanaam dafay dox sa diggante ak yàlla ak lépp loo xamante ne du yàlla loolu nag mooy wooru ñi nga xam ne ñoom ñooy dëgg nitu yàlla yi waaw loolu mooy seenu koor te ñoom seenu koor du dog maanaam tout le temps ñi ngi ci koor voilà comme ni nga xam ne moom la sayyidatuna Maryama alayhi salaam wax na inni nazartu lirrahmani sawma maanaam man de dama nisaroon ni maanaam damay wooral sama borom moo tax mooy du ma wax seen wax futilité yi du ma ko wax moo tax ma ne falan ukallimal yawma insiya du ma wax nit ñi tey maanaam nga gis ne téye bi ma téye sama bopp ci lépp loo xamante ne mooy wax ak nit ñi ak lu may jëmale ci futilité te jëmalewuma ci yàlla rek man na ma koy arrêté tey maanaam te loola
ñoom nitu yàlla yu mag yi loola dañ cay sax naka jekk kon loolu dafa bokk nag ci ngëm te dafa bokk ci yoonu yàlla moo tax mu ne bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay qaala xaddathana ibnu salaam te mooy muhammad gisoon nañ ko mooy muhammad ibnu salaam ibnu faraj as-sulami mawlaahum abu abdullah al buxaari al bikandi moom la ñuy wax kon mooy muhammad ibnu salaam al bikandi te moom mooy abdullahi ak abu dàkkantalam mooy abu abdullah ak abu jaafar dañuy wax tamit al bakandi et cetera loo ko gisoon nañ ko maanaam moo ne qaala nee na axbarana muhammad ibnu fudayl te moom mooy muhammad ibnu fudayl ibnu ghazwan ibnu jarir ad-dabbi rahimahullahu taala mawlaahum abu abdurrahman al kuufi mooy dàkkantalam mi ngi génn àdduna 194 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu 195 mooy kuufi moom kon kuufa la dëkkoon mu ne qaala xaddathana yaxya ibnu said te moom mooy yaxya ibnu said ibnu qays ibnu amr ibnu sahl ibnu saalabata ibnu alxaaris ibnu zayd ibnu saalabata ibnu gunm ibnu malik ibnu najjar te moom mooy al ansaari gisoon nañ ko ok kon yaxya ibnu said bi mooy al ansaari mooy abu saidin mooy dàqantalam abu said al ansaari an najjaari al madani nga xam ne nekkoon na qaadi moom mi ngi mooy abu said mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 144e am na ñu ne 146e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la génn àdduna mu ne an abi salama te mooy abu salamata ibnu abdurrahman ibnu awf ibnu abd awf ibnu alxaaris ibnu zuhrata ibnu kilaab kon foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu ndey ak ci wàllu baay maanaam ci zuhrata mu bokk fa moom ci yaayam ibnu kilaab mu bokk fa moom ci maam mooy az-zuhri muy abu salamata di doomi abdurrahman ibnu awf saxaaba bu màgg boobu radiyallahu taala bokk ci fukk ñi nga xamante ne ñoom la ñu bégale woon aljanna nga xam ne mooy kon abu salamata ibnu abdurrahman radiyallahu taala anhuma nga xamante ne bokk na ci juróom-ñaar mooy fuqaha as-sab'a yi maanaam moom kenn la ci werante bi am ci juróom-ñaareel mooy abu salama bi rahimahullah moom turam mooy kunyaam ni mu tudd noonu lañ koy dàkkantale mooy abu salama dégg nga waaye wax nañu ne abdullah la tudd wax nañ ne ñenn ñi nee nañ ismail la tudd waaye ni mu gën a siiwee daal mooy abu salama moom ci ñaar fukkeelu at ak nangam ci la ganee àdduna ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax taabi'i la fekkeewul jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi génn àdduna 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 94e année am na ñu wax leneen ak leneen waaye li moom mu jële kon mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu wa qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xam ne saama woor na ramadaana weeru koor imaanan te ngëm yàlla rekk tax wax ci saban ak jublu ci maanaam ak jublu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy nga jublu ci borom bi sàkku ci moom sax pay ak jublu ci moom wut ngërëmam mu ne xufira def na jéggal la hoo ñeel ko maa lépp loo xam ne taqaddama jiitu na min zambihi ci bakkaaram kon yii yëpp ay ngëneel la yu borom bi subhaanahu wa taala te ngir far bakkaar ngir xam maanaam ngir lépp lu lay gàllankoor ci sa yoonu yàlla bu loola boo amee occasion boobu nga saisir ko maanaam xadis boobu imam al Buxaari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 1901 ak xadis numéro 2014 waaw maanaam am maa ki nga xamante ne moom foo ko fekk mi ngi ci koor maanaam mi ngi ci koor ngir jaamu yàlla maanaam ngir ne maanaam mooy moom lépp lu tàqal lépp loo xamante ne ajuwul ci borom bi rek moom daf koy bàyyi maanaam kooku foo ko fekk mi ngi ci koor kooku moom bàkkaar ci boppam lañ ko dul bindal kooku bàkkaar ci boppam lañ ko dul bindal ngir ne segam parce que sababu ñu effacer la sa bàkkaar yi mooy koor gi su dee yow naka jekk yaa ngi ci koor kooku mooy duñ la bindal bàkkaar dégg nga mu ne kon imam al Buxaari rahimahullahu taala kon soloo na ko ci ñaari xadis yooyu maam ci yeneen ñaari bërëb yooyu 1901 ak 2014 ni ki noonu imam Muslim rahimahullahu taala soloo na ko ci xadis numéro 760 imam Abu Daawuda soloo na ko ci xadis numéro 1372 imam An-Nasa'i soloo na ko ci xadis numéro 2202 2203 2204 ak 2205 imam Ibn Majah solo na ko ci xadis numéro 1326 ak 1641 imam Ahmad Ibn Hanbal solo na ko ci xadis numéro 7170 7280 9001 10117 ak 10537 rahmatullahi
alal jamii kon mu jàll mu ne baabun bunte ngi nii mooy bunt bii nag dafay leeralal ne maanaam mboolem yii ñu fi wax maanaam mboolem yii ñu fi wax yépp bu mu tax maanaam nga jàpp ne mbir yi kat mi ngi waaj a compliqué mi ngi waaj a jafe di taxaw ay guddeeg di woor ak foo toll ak yooyu waaye dafa bokk rek daf fekk ne rek yooyu yëpp ci yoon bi la bokk maanaam loolu yëpp ci yoon bi la bokk et que boo ko matalee maanaam looy gën di dem dañuy soxla ngay gën di dem di jéem a matal mbir mi di jéem a matal mbir yi loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li war waaye am na ci yoo xamante ne farata la ci yuñ jot a tudd mooy lu demee nekk woor weeru koor woor wi nga xam ne mooy weeru farata bi waaye am maa yeneen yi ci des yooyu duñu ay farata waaye nag ay mbir la yoo xamante ne day tax ba nga gën a jege sa borom subhaanahu wa taala te lépp loo xamante ne ay sababu maanaam bàkkaar la ak luy dox sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala day daal di fàttu ci yow mu ne baabun waaye buntu bii moom dafay leeral ne mu ne ak diine moom yusrun dafa yomb maanaam lépp lu aju ci wàllu diine xamal ne lu yomb la maanaam bokk na ci liy wane ak yombalam mooy lan mooy ne àttan nga ko amul dara luñ la lu la borom bi subhaanahu wa taala tegloo àttan diine dafa yomb jubluwuñ ci ne maanaam saa yoo amee ak xeetu métti rek da ngay daal di bàyyi jubluwuñ ci loolu de ngir ne lan ngir ne léeg-léeg xam nga ku nekk tey masalan buñ nee la dangaa war a yeewu fajar dem ca jàkka ja ak yu mel noonu loolu xam ngeen ni yeewu gi fekk yaa ngi nelaw ak ni mu neexe loolu déjà xam nga métti mi ngi ci ak yeneen maanaam waaye métti googu duñ la ko teggil de parce que tout simplement buggoo jóg parce que tout simplement nelaw yi dafa neex non dégg nga maanaam ak xeet yu mel noonu moo tax par exemple weeru koor gi maanaam c'est pas parce que da ngay xiif que ni dañ naan la non garaawul léegi mën ngaa bañ a woor comme yow da ngay xiif et que bu boobaa déedéet maanaam kon mbir mi buñ nee diine dafa yomb kon jubluwuñ ci xeetu coono yooyu waaye liñ ciy jublu mooy ne saa yoo xamante ne am na problème bu tax maanaam nga de telle sorte que yow mënoo def lii rek diine dina indi beneen alternative ngir yombal mbir mi maanaam ni mbir yi du rek ne dafa weex wala dafa ñuul waaye mbiru diine ci boppam borom subhaanahu wa taala yombal na ko waaw xawlu nabi waaye tamit ak waxu yeneen bi nee na bunt bi li leeral diine yusrun lu yomb la wa xawlu maanaam moo tax képp ku jàpp ne diine dafa jafe rek moo li alquran wax wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiina moo tax ñi nga xam ne ñooy toroxlu ci seen borom subhaanahu wa taala donc lu julli yomb ci ñoom sinon julli lu diis la ci ñoom moo tax naafeq yi ñoom ida qaamu ila salaati qaamu kusala suñuy jug di dem di julli ji dañuy jug fekk ñi ngi ànd ak taayal gu réeré parce que dafa metti ci ñoom voilà képp koo xamante ne dafa jàpp ne diine ji dafa metti ci yow c'est parce que yow problème bi ci yow la ne waaye diine moom par essence yusrun dafa yomb waaye loolu wa qawlu nabi ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ahabbu diin li nga xam ne mooy li gën a sopp ci diine ilallahi jëm ci buur yàlla alxanafiyat mooy li nga xamante ne dañuy coow wala lépp loo xamante ne ak jubati la loolu mooy xanafiya mooy xanifiya mooy lépp loo xam ne dafa jub wëlif aw ndëng-ndëng waaye ak samxa bi nga xamante ne tamit dafa woyof maanaam mooy dafa jub na ànd ak li yàlla bëgg li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle lu jub la waaye nag na nekk tamit loo xamante ne lu woyof la waaw maanaam buntu boobu muy ci indi xadis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu mu ne rahimahullahu taala imam al-Bukhari rahimahullah qaal nee na bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi qaala xaddasana Abdusalaam ibnu Mutahhar te moom mooy Abdusalaam ibnu Mutahhar ibnu Xisaam ibnu Misk ibnu Zalim ibnu Shaytaan al Asdi seen tur yi yàlla saabu raw li jaahiliya du ne lañ daan tuddee parfois Abu Zafar al Basri waaw Basra la dëkkoon al Asdi rahimahullahu taala ci kon ci taabii la bokkoon moom qaala xaddathana Omar ibnu Aliyin te moom mooy Omar ibnu Aliyin ibnu Ata ibnu Miqdam al Miqdami rahimahullah mooy Abu Hafs moom tamit Abu Hafs dañ koy dàkkatal al Basri mooy Mawla Thaqif moom mi ngi génn àdduna 190e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 192e année la rahimahullahu taala
mu ne an Ma'n ibn Muhammad al-Ghifari te mooy Ma'n ibn Muhammad ibn Ma'n ibn Nadlat ibn Amr al-Ghifari al-Hijazi rahimahullah te moom mooy Abu Muhammad al-Madani maanaam moom Madina dëkkoon mooy papay Muhammad ibn Ma'n rahimahullah moom mooy Abu Muhammad mooy dàkkantalam nekkoon Ghifari dëkkoon te Hijaz maanaam nekkoon Madani moom mu ne an Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi mooy Saïd ibn Abi Saïd Kaysan al-Maqburi rahimahullah te moom it dàkkantalam moo nekkoon Abu Saad wala Abu Saïd maanaam ñaar yi dàkkantal yooyu la amoon moom mi ngi génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne 125e année wala 126e année mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala wala boog an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na dafa wax ne inna diina li wér boor mooy addiina diine yusrun lu yomb la de wala yu shadda waaye kenn du taral addiina diine ahadun kenn maam kenn du jéem a kii naan da ngay taralante diine gi illaa loolu xalaba mooy dana ko noot maanaam tey fi mu toll bu fekkonte ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne rek dañ def lii mooy diine yow ngay jéem a taralal sa bopp ci kaw diine yi bu boobaa loola yow affaire bi dalay noot voilà maanaam juróomi julli ñooy farata jàpp ne juróomi julli ñooy farata bul jàpp ne lu ëpp loola farata la voilà juróomi julli daa lay farata waxee ko noonu te nga nangoo ko noonu bul ko jéem a taral bul ko jéem a diisal voilà léegi yeneen yi ci des nag ay naafila la tudd ku ko def nga wax ko ngëneel gi ci nekk te yow nga jéem cee taxaw waaye nag bul ko teg farata mu nekk farata ci kaw kenn niki noonu mbir mi noonu dong la demee waaye itam mboolem xeeti jaamu yàlla yi maanaam zikkar yi jëlal sa zikkar yi nga àttan nga def ko dinañ ci ñëw insha allah ci yeneen i xadiis yi maanaam nga ñëw zikkar yi nga àttan nga def ko waaye bul fi nekk di teg sa bopp ay xeetu zikkar yu kilométrique yoo xamante ne après doo ci génn te doo ci mën a sax doo ci génn day metti ndax ak yeneen yoo xamante ne yow fi mu toll sa doole ci alal nii la toll booy joxe rek li nga xamante ne moom la sa doole attan waaye bul teg sa doole loo xamante ne attanoo ko ak yeneen koor noonu la maanaam fi mu toll bu fekkente ne yow mën ngaa woor am na ndax nit ñi nuróowuñ am na ñoo xamante ne mën nañoo woor daanaka at mi yëpp du leen wàññi dara waaye am na ñoo xamante ne dañoo xaw a lompoñ waaw ni ki noonu dañoo xaw a xiibal maanaam ñooñu fi mu toll di teg seen bopp loo xamante ne attanuñ ko surtout di boole ay wisaal loolu wisaal mooy woor koor jot maanaam dog jot nga ni doogu moom man damay continuer ba ëllëg sa nga continuer noona maanaam loola ngay jéem a kii di jéem a jaay ak njàmbaat loolu moom képp ku koy jéem maanaam bu yàggee mbir mi dalay noot rek maanaam wala ni shadda moo tax du jéem a taral ak diine ahadun kenn illaa lu dul galabahu dana ko noot mu ne kon nag fa saddidu na ngeen di mëddal maanaam mooy dee leen def mbir mi na ngeen ko war a defee ak fa ngeen ko war a defee dee leen ko def ni ko yàlla digle waaye wa qaaribu dem leen sàkku leen jegeen seen borom subhaanahu wa taala te di jéem a jegeen ci di jaare ko ci di jegeen li nga xam ne moom mooy li yàlla gën a bëgg waaw wa abshiru te na ngeen di bëgg dee leen bëgg bu leen di nekk fii jàpp ne mbir mi tristesse a koy lal déedéet affaire yi amul tristesse lépp mbégte la dee leen bëgg wasta'inu te na ngeen di dumbandikoo bil ghadwati ci suba war rawxati ak ngoon maanaam mooy dee leen xool ci suba gi ak ngoon gi xeeti jaamu yàlla yi ngeen àttan ngeen ko cay def waaye bu leen toog rek maanaam di defandoo lépp wala yu mel noonu wala boog nga bañ a jàpp dara nga bañ a def dara déedéet deel bëgg ci sa jaamu yàlla maanaam deel xool bis moom maanaam ci bis bi ban période ngay am temps ci suba gi ak ban période ngay am temps ci ngoon gi nga fay dugal say jaamu yàlla waaw lii de dëgg nañ lii de waa ahlu tasawuf de lii la ñuy digal seen bopp seen taalibe yi waaw wa shay'in ak lenn minad dujlati ci minad duljati mooy ci tukki guddi ak lenn minad duljati ak dulja mooy tukki guddi maanaam ngir ne nit ki buy daw guddi gi xam nga fi mu toll booy tukki guddi gi mën ngaa dox lu baree bare wala nga daw lu baree bare doo sax bàyyi xel ne temps bi maanaam distance bi yëpp xotti nga ko waaw ngir daw guddi barke dafa am barke bu ca nekk daa am barke bu ca nekk moo tax jaamu yàlla yu guddi tamit dafa am barke bu ca nekk dee leen ci dimbandikoo waaw nga gis ne kon lii daanaka day résumé yi ñu jotoon a gis yëpp
waaw nga gis ne kon maanaam et loolu tamit maanaam bu ñu xoolee lii nii rek mooy waa ahlu tasawuf lii la ñuy digli ah ci zikkar lu bare ci déema kii waaye dafa dañ koy mesurer di zikkar lu bari te telewul fu ñu la fekk da ngay toog di sikar parce que après da nga am yeneen yu la war aussi voilà ah et cetera maanaam kon yooyu yëpp tamit loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la moo tax xeetu kii yii tamit wala boog beneen xeetu firiwin moo boo xam ne borom xam-xam rahmatullah dañ koy firi maanaam ci su bëggee ngoon di dimbali ko mooy del tasaare sa jaamu yàlla yi maanaam mooy sa xeetu jaamu yàlla dafa wax ne suba gi ak ngoon gi ak dara ci ak dul jet ci guddi gi maanaam ci tukki guddi gi waaye li muy tekki rek mooy del xool moment yëpp ngay gën di optimiser ci sa wàllu jaamu yàlla waaye ànd ak loolu yëpp bul teg sa bopp lu diis waaw xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko xadis numéro 5673 ak 6463 imam Muslim rahimahullah indi na ko xadis numéro 2574 ak 2816 imam at-Tirmidhi rahimahullah indi na ko xadis numéro 3038 imam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko xadis numéro 5034 imam Ibn Majah xadis numéro 4201 amma imam Ahmad ibn Hanbal ci ay bërëb yu bare la ko indi rahmatullahi al jamii mu ne baabun bunte ngi nii léegi nag ñu ngi doog a ñëw nag ci maanaam li gën a màgg lépp mooy julli mu ne baabun julli mu ne baabun bunte ngi nii mu ne bunt bi as-salaatu julli minal imaani bokk na ci ngëm maanaam julli dafa bokk ci ngëm mu ne wa qawlillaahi maanaam moo tax su julli manqué rek ngëm manqué maanaam boo xoolee fii ci loolu lay insister maanaam bokk bi nga xamante ne moom la julli bokk ci ngëm ginnaaw bi mu waxee ne diine dafa bokk ci ngëm ak yeneen maanaam diine dafa yomb waaye julli moom dafa important direct importance diine yomb na waaye julli faw nga def ko loolu moom moo tax ak lu mën a xew da nga julli moom faw da nga ko def moom ak lu mën a xew même boo maanaam daal julli lenn rek ka mën a tax doo ko def lenn mooy soit nga dee boobaa dootoo julli walla doomu kallaf julli du la war ci wuute gu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim walla nga nekk jigéen ju am mbërëg walla gësin julli wàcc la walla nga tàkkali ko sa xel moo xam ci ndof la walla xëm walla ñàkk nelaw ak yu walla di nelaw ak yu mel noonu yii daal moo lay teree julli waaye leneen lu dul lii du la teree julli moo tax même ci période u guerre ci moment wu guerre sax gars yi dañuy julli par force dañu war a julli. kon ab yéefar tamit julli war na ko. waaw yéefar julli war na ko loolu moom ci dafa dugg ci buntu ndax ñoom mu kallaf lañ wala déet maanaam ndax yéefar mu kallaf la wala du mu kallaf dafa dugg ci masala usuliya boobu. waaye li nga xam ne moom lay li ëpp ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim te moom mooy li gën a wér insha allah mooy ne ñoom war na leen ngir ne bu ñu leen yóbbee biir safara bu ñu leen laajee maa salakakum fii saqar li ñuy njëkk a tontu mooy lam naku minal musallina daanuñu julli moo tax maanaam kon mu ne as-salaatu julli minal imaani bokk na ci ngëm wa qawlullaahi ak buur waxu buur yàlla bi taala wa maa kaanate du nekk mukk allahu buur yàlla li yudi'a di neenal imaanakum seen ngëm maanaam kon laam bi laamul joxut la maanaam yàlla mukk du neenal seen ngëm yaani li mu ci nam mooy salaatakum seen julli indal bayti ca faf kër néeg ba mooy baytul maqdis maanaam jaamu yàlla ya ngeen daan jaamu yàlla di jublu baytul maqdis yàlla du ko neenal muy wax ni mu ne kon bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay qaala haddathana Amr ibn Khalid te moom mooy Amr ibn Khalid ibn Farrukh ibn Sa'id ibn Abdurrahman ibn Waqid ibn Layth ibn Waqid ibn Abdullah at-Tamimi al-Hanzali mu ne dañ koy wax tam ne al-Khuzaa'i dàqantalam moom mooy Abul Hasan al-Jazari al-Harrani kon moom mi ngi dëkkoon maanaam ginnaaw ga mu nga dëkkoon Misra rahimahullah mu ne qaala haddathana Zuhayr mu ne Zuhayr moo ñu nekkal te moom mooy Zuhayr ibn Muawiya Zuhayr ibn Muawiya ibn Hadij ibn Rahil ibn Zuhayr ibn Khaysamata al-Ju'fi
mooy ñu koy dàqante la abu xaysama maanaam mooy abu xaysamata waaye al-kuufi maanaam bokkut ak abu xaysamata zuhayr ibnu harb an-nasaa'i ñoom ñaar duñ benn waxoon nañ ne la ki imam al-buxaari njëkk soloo ci moom xadis mooy la mooy imam al-muslim bokk ci kitaabul iman mooy zuhayr ibnu harb mooy abu xaysama lañ koy wax moom tamit an-nasaa'i kii tamit zuhayr ibnu muawiya la waaye tamit abu xaysama la al-kuufi maanaam kon moom mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam te beneen mbir bi leen tàqale mooy bokkuñu jamono maanaam bokkuñu génération 15 génération sëriñu ñoom imam al-Bukhari yi la ak ñoom imam Muslim kii génération seen sëriñu voilà seen sëriñ la mu ne qaala xaddasana abu ishaq te moom mooy abu ishaq as-Sabi'i rahimahullah mooy waaw moom abu ishaq as-Sabi'i mooy amr ibn abdullah moom mooy turam amr ibn abdullah ibn ubayd moom lañ gën a siiwee ci abu ishaq as-Sabi'i maanaam ndax génération foofu noonu ñooñu waa Kuufa ñooñu fu ñu solowee xadis an maanaam jële ko ci abu ishaq te ci taabii bu tudd abu ishaq mu jële ci saxaaba yu mag yi kooku mu abu ishaq as-Sabi'i la rahimahullahu taala mooy abu ishaq as-Sabi'i al-Kufi moom mi ngi gane àdduna 29e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 32e la waaye mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 127e année maanaam moom daanaka dund na téeméeri at daanaka an al-Bara mooy saxaaba bu màgg boobu radiyallahu taala mooy al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi ibn Jusm ibn Majdaa ibn Haarisa ibn al-Haaris ibn al-Xazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws al-Kufi al-Haarisi al-Ansari al-Awsi rahimahullah maanaam ngir ne sëtu Aws la maanaam moom al-Aws maanaam moom mooy parce que waa Ansaar yi ñoom ñëpp ñaari maam rek lañ am Aws ak Xazraj waaw moo tax mooy al-Awsi al-Ansari la mooy Abu Amara mooy dàqantalam dañuy wax tamit Abu Amr dañ koy wax tamit Abu Tufayl rahimahullahu taala radiyallahu taala anhu moom mi ngi génn àdduna 72e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 71e année moom it Kuufa la dëkkoon maanaam kon ñu gis ne xadis bi waa Kuufa ñoo ko solo mu ne anna nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaan nekkoon na awwala maa njaal belut bi nga xamante ne xadima la jub la jëmoon almadinata madina la dëgmalu almadinata madina nazala wàcc na ala ajdaadihi ci maamam ya awwala ba qaala nee na axwaalihi ay mbokkam maanaam ay ndijaayam aw axwaalihi ay ndijaayam maanaam ngir ne ay maam ay maanaam moo dafa amee maam madina maanaam Yasrib waaw maanaam minal ansaari ci u ansaari maanaam ndax kër googu mooy ak kër Abu Ayyub al Ansaari googu maanaam moom fii mu dëkkoon noonu këram foofu moom moo ko moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà dégg nga wala moom la ko tubaawul awal bàyyee maanaam comme ni nga xam te noonu la siiwee maanaam min al ansaar ci waa ansaar mu annahu naka moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli xibala ci jublu ci baytul maqdis mooy baytul maqdis moom mooy voilà Jérusalem foofu la jublu woon jublu na ca nag 16 fukk ak juróom benn shahran ci ay weer maanaam fukk ak juróom benn weer aw wala boog 17 shahran fukk ak juróom ñaari weer jublu na ko fa wa kaana waaye nekkoon na koo xamante ne yu'jibuhu yéemoon na ko wala maanaam li muy tekk mooy yu'jibuhu bëggoon na lool an takuna ci mu nekk qiblatuhu qibalal bayt maanaam jublu ci néeg bi te moom mooy kaaba gi maanaam moom kon le fait que mu daan jublu ci baytul maqdis loola maanaam mais nag loolu lañ ko njëkkoon a digal waaye moom bëggoon na nag doon jublu ci kaaba gi wa annahu te nag moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli woon awwala salaati lu njëkk julli gu njëkk salla boo xam ne julli na ko mu nekkoon salaatul asr mooy julli tàkkusaan maanaam wa sallaate julli na maahu ànd ak moom qawmun ay nit fa xaraja mu daal di génn rajulun aw waay mimman ci ñi nga xamante ne salla ñoo julli woon maahu ànd ak moom maanaam fi mu njëkk a jublu ndax lan alquran dafa wàcc daal ne qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatral masjidil haram maanaam gis nañu bëgg gi nga xam ne moom nga bëgg taqalluba maanaam sa jàllarbiku gi nga xam ne moom la jàllarbiku sa xar kanam ci asamaan si maanaam
ngir di xool ci asamaan si ndax dëgg-dëgg wax yu dana wàcc ci li nga bëgg waaye nag kon nag fa walli wajhaka shatral masjidil haram léegi jublul jël sa xar kanam bi maanaam mooy sa jëmm gi nga jublu ko ci wàllu masjidil haram maanaam kon nag léegi bu boobaa nag à partir de moment boobu nag ñuy jublu ci kaaba ga subhaanallah nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg kese dafa bëgg rek yàlla def maanaam moom du sax waxul loolu tamit beneen bi ci des mooy day wane kersa gu mag ak maanaam adab teggin yu mat yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam amee woon nga xam ne jotuta laaj sax bëggoon na waaye laaju ko waaw yooyu yëpp tamit teggin la gu mat gi nga xamante ne moom la amee woon waaye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di royukaay bu mag bi moom mi nga xamante ne mu ne nag waaye julli bi nga xam ne moom la tombeeloon bi mu njëkk a julli mooy julli te tàkkusaan dégg nga am nag ay nit ñu jullee woon ak moom mu ne kon nag fa xaraja mu daal di génn rajulun ab julli aw waay aw góor mi man bokk ci ñi nga xamante ne salla ñoo julli woon maa aw ànd ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa marra mu daal di romb ala ahli masjidin ci ñoñu jàkka wowum te fekk ñoom raake woon ñu ngi rukoo maanaam loolu tamit maanaam jàkka jooju moom la ñuy tuddee masjidul qiblatayni ma nga madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ñu dem aji ji dem na gis nañ ko wowum te ñoom raake woon ñu ngay rukoo foofu la leen fekk fa qaala mu daal di wax ne ashhadu maa ngi seede billaahi ci yàlla ne laqad giñ naa ni dëgg-dëgg sallaytu julli naa léegi maa rasuulillaahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qibla waaye dañoo jublu makkatal mukarrama di dëkk bu mag boobu sharafaha zaadaha allahu tashrifa mu ne moom fa daaru ñoom ñëpp ñu wëlbatiku ci saasi kama kem ni nga xam ne ñoom nañu nekki woon waaye jublu qibalal bayti jublu ci léegi nag néegu yàlla bi mooy kaaba ga subhaanallah loolu day wane maanaam ni nga xamante ne noonu la saxaaba yi radiyallahu taala anhum maanaam nekke woon xëre woon ci lu baax ak gaaw ci di jëfe ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ñu xam ne yenente bi nii lay doxale rek ñu gaaw def ko ñu gaaw toppandoo ko maanaam bàyyiwuñu seen xel dara nekkuñu fa naan saa waay est-ce que wóor na nangam déedéet ñi ngi ci biir julli ji dégg waa ji wax loolu rek ñoom ñëpp ñu jublu ci kaaba bi changer position te loolu te xam nga boo nekkee Madina Jérusalem boo jàkkaarloo ak Jérusalem kaaba gi Makka ci ginnaaw lay ne ànd ak loolu yëpp dañoo wëlbatiku ci saasi maanaam ngir jëfee ndigal ci saasi te loolu mooy li nga xamante ne loolu moom mooy jullit moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne as-saabiquuna was-saabiquuna as-saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuuna ñi nga xamante ne was-saabiquuna ñi nga xam ne bu saa yu yàlla diglee dara as-saabiquuna ñooy jiitu ci jëfe ko ñooñu as-saabiquuna ñooy jiitu waaw ñooñu ulaayka yooyu la ngay almuqarrabuuna ñooy ñi gën a jege yàlla ñoom ñooy ñi yàlla jege ñeel boppam loolu moom moo tax moom saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñoom noonu la ñu meloon radiyallahu taala anhum waaw loolu tamit beneen bi ci des mooy lii day wane ne maanaam xabarul ahad wér na maanaam moom mooy ne bu kenn ñëwee ku wóor bu waxee dara joxe information boobu mu def na koo jël nangu ko ba pare agir en conséquence ngir ne waa kooku dafa ñëw ne maa ngi seede ci yàlla ne julli nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léegi te Makka la jublu ànd ak ne wax jooju xam nga dafa tumurange waaye ànd ak loolu yépp ñu nangu ko ngir ne wax ji ci ki mu jógee nit ku wóor la beneen bi ci des moom mooy ne di waat maanaam ak di seedeloo yàlla maanaam di waat ànd ak kenn waat loo wula ci mbir yu am solo maanaam day parfois dañ koy def waaye am maa di dëkk di waat moom fu ñu la fekk ngay waat loolu moom lu ñu ŋàññ la dégg nga mu ne wakaanat te nekkoon na al yahudu yahud yi xat dëgg-dëgg ajabahum yéemoon na leen maanaam mooy bëggoon nañu lool is ba nga xamante ne kaana nekk na yu salli mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan julli xibala di jublu baytul maqdis mooy néegu baytul maqdis Jérusalem wa ahlul kitaab bi naka noonu waa téere bi maanaam ahlul kitaab bi noonu lañ meloon waaye gis nga loolu mooy farlama waaye ba nga xamante ne walla dummóoyu na maanaam walla dëgmal la jëmale na wajhahu xar kanamam xibalal bayti jëme ko ci néegu yàlla ba te moom mooy kaaba ga moo tax bu ñu ne albayt ci mu ne albayt rek maanaam te waxuñu kaaba ga lañ ci jublu lii tamit xadis bii da koy wane wala bu ñu ne baytullaahi néegu yàlla ba rek noppi
kaaba ga lañ ca jublu loolu moom xadis bi da koy wane donte léeg-léeg mën nañ koo wax fekk jàkka ab jàkka rek de manière générale lañ jublu waaye buñ ko waxee lil ahdi al bayt maanaam te fekk li te waxuñu te xamuñu ne am te tudduñu ko woon avant waaye dañ ne rek baytullaahi wala al bayt rek xaman kaaba ga lañuy wax dégg nga waaye bi nga xamante ne kon ñoom dañoo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jublu ci kaaba ga dégg nga ankaru ñu daal di diingat zalika loola ñu daal di nag sib loola bañ lànk qaala Zuhair ki nga xamante ne moom mooy ki solo xadis bi mooy Zuhair ibnu Muawiya ibnu mu ne qiila mu ne qaala xaddasanaa Abu Ishaq maanaam ci même wax ji mu ne qaala xaddasanaa Abu Ishaq te moom mooy as-Sabi'i rahimahullahu taala an al-Bara mooy ibnu Azib radiyallahu taala fi xadiisi yi ci xadiisam bii hada bii annahu naka maata ne génn na àdduna moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam alal qibla fekk maata déedéet génn na àdduna alal qiblati ci qibla maanaam qabla lu jiitu an tuxawwala ñu koy soppi rijaalun ay góor maanaam am na ay góor yu baree bare ay nit ñoo xamante ne fekk na avant ñuy jaamu yàlla maanaam lii moo tax mudraj la maanaam mudraj la daf doon wax ne al Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala moo la yaram mbir mi maanaam moo tax mu ne dafa am ay nit ñoo xamante ne ci biir jullit ñi génnoon nañu àdduna laataa ñuy changer xibla bi waaye wa qutilu te niki noonu am na ñoo xamante ne tamit dañ leen ci boomoon falam nadri waaye xamuñu maa naqulu lan la ñuy wax fiihim ci seeni mbir fa anzala mu yàlla mu wàcce nag allahu bur yàlla taala aji kawe ji ne wa maa kaana du nekk mukk allahu bur yàlla li yudi'a di neenal imaanakum seen gëm maanaam li muy tekk mooy kon mooy seen julli ya kon loolu lay tekk moo tax imam al-Bukhari yi wax lii nii waaye tamit comme li nga xam ne moom la wax maanaam lim ne yahuud yi waa gu ahlul kitab dañ ko weddi woon mooy moom la borom bi subhaanahu wa taala ne ko sa yaqulu sufahaa'u minan naasi maa wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha loolu la borom bi di junj fii maanaam xadis bi wax jooju lay junj maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy way dese ñi cim xel way wala boog way niiw ñi xel ñoom dinañ wax ne ana lan moom moo lay dummóoyu lan moo leen dummóoyu loo ci seen xibla bi loolu tamit day wane ne kon ñooñu maanaam ñi gëmut yàlla yi waa ahlul kitaab yi nga xam ne gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndekete seen xel dafa woyof ànd ak ne fekk nañ ko ci seen téere yi loolu tamit day tegtale ne képp ku gis dëgg nga bañ ko rek c'est parce que sama yow da ngaa wayadi maanaam ku wayadi nga ku matadi la nga ci sam xel xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko te xadis numéro 399 4486 4492 ak 7252 imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb ci xadis numéro 525 imam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro 340 ak xadis numéro 2962 imam an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro 488 ak 489 ak 742 imam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko ci xadis numéro 18496 18539 ak 18707 rahmatullahi alal jamii mu ne baabun bunte ngi nii xusnu rafetal islaamil mar'i islaamu diine l'islaamu al mar'i cam maanaam ab waaye nu muy rafetalee diineem maanaam bunt bii daf koy leeral maanaam wala boog bu rafetalee diineem ana njariñ gi nga xamante ne moom la koy amal maanaam kon jubluwu ci ngir leeral maanaam rafetal diin maanaam sag lislaam lan moo koy rafetal jubluwu ci loola waaye li mu ciy jublu mooy nit ki su ko rafetalee maanaam njariñ bu mag gi mu koy amal maanaam ngir leeral ne nit ki su nekkee ci lislaam tamit maanaam nekk di jëf maanaam te xolam ba léegi amagul yenn yeggagul fenn fi na jéem a rafetal lislaamam ndax bu ko rafetalee maanaam li muy jëf rek ak saa yu ne ay jëfam na ko rafetal te it na dëggu te ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ngir ne loola su amee maanaam dara dootu ko jombati mën naa yéeg ci yàlla ci lu gaaw waaye tamit bu boobaa dafa am lu baree bari njariñ bu mag boo xamante ne moom la koy indil moom la ñuy gis ci suñu xadis bi rahimahullahu taala mu ne qaala Malik mu ne imaamu Malik rahimahullah nee na maanaam bu boobaa wax jii daf koo taaliq xadis bi taaliq la ngir ne waxul xaddasanaa diw maanaam moom fekkewul imam Malik rahimahullah moom faw am na sëriñ boo xamante ne moo koy jàngal mu jële ci imaamu Malik rahimahullah waaye fii bu ne qaala Malik daf ko indi taaliq ko ba noppi indiwaatu ko feneen ci saxiixam indiwaatu ko feneen ci xadis ci saxiixam
waaye imam an-Nasaa'i moo tax fii taxrij bi dañuy defandoo ak sharh xadis bi taxrij bi imam an-Nasaa'i rahimahullahu taala moom soloo na ko xadis numéro 4998 waaye ci asxaabu kutubu sitta xadis bii ñuy nettali moom rek moo ko solo mooy ci xadis numéro 4998 waaye daf ne xaddathana Ahmad ibn al-Mu'alla ibn Yazid qaala xaddathana Safwan ibn Salih qaala xaddathana al-Walid qaala xaddathana Malik maanaam nga xamante ne kon ay am na ñett ñu dox ci seen diggante dégg nga mu ne kon qaala Malik maanaam waaye maanaam ñun ñëpp ñu wér lañ maanaam kon di ñuy gis ne xadis bi xadis bu wér la maanaam te waxoon nañ ne la imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu waxee xadis bu taaliq ko bu fekkente ne siixatul jazm la mu wér na su nekkee siixatul tamrid la siixatul jazm mooy nee na wax na tudd na waaye bu fekkente ne nee nañ dégg nañ ne loolu moom waaw mooy on dit que loolu bu boobaa ci la ñuy xool ba xam wér na wala wér waaye yi nga xamante ne moom la wax ni lii diw nee na yooyu yëpp wér nañ maanaam moom moo tax mu ne qaala Malik imam Malik rahimahullahu taala moom gisoon nañ ko gisaat ko imam mooy imam bu mag bi daanaka jarul ñuy tudd ay mbiram imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu taala qaala axbarani xabaare na ma Zayd ibn Aslam rahimahullahu taala bokk ci sëriñam yu mag mooy Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala dàkkantalam nekkoon Abu Usama dañuy wax tamit Abu Abdullah al-Madani mooy borom ko moom fiq bu mag a mag Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moo ko goreel mu nekk kilifa gu mag nekk sëriñ mu nekk anna Ata ibn Yasar moom it gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu te moom mooy Ata ibn Yasar al-Hilali dàkkantalam moom mooy Abu Muhammad ak Abu Abdullah ak Abu Yasar moom mi ngi génn àdduna at bi imam Malik gane àdduna mooy 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu leneen kon xadis bi waa Madina ñoo ko solo mu ne am na naka Aba Saïd al-Khudri radiyallahu taala anhu moom it waa Madani la Xasraji la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon mooy Saad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'labata ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudrat ibn Awf ibn al-Haris ibn al-Khazraj mu ne al-Khazraj al-Ansari radiyallahu taala anhu warda an nabi bokkoon ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon saxaaba radiyallahu anhum bokkoon ci xale saxaaba yi radiyallahu taala anhum jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax leneen mu ne Abu Saïd al-Khudri radiyallahu taala anhu axbarahu daf koo xabaare annahu nekk moom sami'a dafa dégg rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne iza saa yoo xamante ne rek aslama jébbalu na maanaam tuub na dugg na ci lislaam al abdu jaam ji fa xasanate mu rafetal islaamuhu ak njaamam mu ne yukaffiru dana far allah bur yàlla anhu ci moom sayyi'atin kulla bépp sayyi'atin ñaawteef kaana boo xamante ne zalafaha jiitaloon na ko bépp ñaawteef bu mu mësoon a def ci lu jiitu rek yàlla da ko koy faral wa kaana te dana nekk baada zalika ginnaaw loolu alqisaas li nga xamante ne moom mooy atte bi maanaam atte bi nag ci ginnaaw loola lay amee maanaam qisaas mooy ñuy topp mbir mi maanaam di xool lañ lay fay mu ne ginnaaw loola ci lay mu ne alxasanatu benn yiw bu mu def benn jëf ju baax benn bu ne waaye bi ashirin dañ ko koy fayee ci fukk am saalihaa yu kemam ilaa sab'i mi'at ilaa jëm ca sab'i mi'at juróom-ñaar téeméer da'fin ci luñ ko fulandee maanaam bu nit ki su defee benn jëf bu baax liñ koy fay mooy dañ koy fay fukk ci lu baax waaye selon na mu sellale jëfum ak na mu rafetale yéeneem ca ba muy jëf-jëf ja ak ni nga xamante ne noonu la rafetalee jëfin wa ci lañ koy multiplier di ko multiplier ba mu mën a mat 700 fois jëf mbir mi maanaam loolu moom moo tax ñaari nit danañ julleendoo kii am fukki kese lu mel ni julli kii am juróom-ñaar téeméeri julli ba pare borom bi subhaanahu wa taala teg ca ne wallahu yudaa'ifu liman yashaa yàlla nag mooy fulandir ku ko neex maanaam mën naa multiplier nag ay milliards yoon wala à l'infini pour ku ko neex waaw loolu nag waaye was sayyi'atu waaye lu ñaaw nag moom bu ko nit defee moom bi misliha maanaam ci kemam rek lañ koy fay illaa ba mu des an yatajaawaza ne mu jéggal allah bur yàlla anha walif ko maanaam ne yàlla ne bu garawul bàyyi leen mu jàll mooy an yatajaawaza mooy bàyyi leen mu jàll mooy mu bàyyi mu jàll waaw maanaam mooy jéggal na ko rek
maanaam kon dañ ciy gisee màggaay yërmande borom bi subhaanahu wa taala ak itam maanaam mais nit ki bu góorgóorloo rek rafetal diineem rek maanaam mën naa gaaw a dem waaw maanaam nit ku dëgguwul daal sincèreul ci ak doxalinam ak jëmam ci borom bi subhaanahu wa taala kooku moom moo neexut a dimbali rek kon xadis bi wax nañ la taxrij bi moom an-Nasaa'i rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 4998 boobu moo waa ashaabu kutubi sitta ñoom ñëpp kenn rek ko ci indi ak imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah beneen xadis bi nga xamante ne moom la indi mu ne qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaab ilayhi imam al-Buxaari rahimahullahu taala nee na qaala xaddasanaa Isxaaq ibnu Mansuur te moom mooy Isxaaq ibnu Mansuur ibnu Bahraam al-Kawsaj mu ñu koy wax Abu Yaqub mooy dàqantalam Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi dañuy wax tamit dañ koy wax tamit Isxaaq ibnu Mansuur al-Kawsaj dañ koy wax tamit Isxaaq al-Kawsaj te ba tey moom mooy moom même nit ki la wala ñu naan ko Isxaaq ibnu Abi Isa ñii ñëpp foo leen déggee moom la maanaam mi ngi dëkkoon dëkkoon Naysaabuur Marwa la dëkkoon niki noonu ak Kawsaj fa la cosaanoo maanaam moom mu ne qaala xaddasanaa Abdurazaq te moom mooy imam bu màgg boobu borom musannaf bi maanaam mooy Abdurazaq imam Abdurazaq ibnu Humam ibnu Naafi al-Himyari mawlaahum al-Yamani dëkkoon ca Yaman muy Abu Bakar mooy dàqantalam as-Sanaani rahimahullahu taala mooy dëkkoon ca Sanaa ba léegi bu dëkk la bu ñu xam mooy capitalu Yaman moom mooy imam bu màgg boobu borom musannaf bi rek rahimahullahu rahmatan waasi'a qaala axbaranaa Ma'mar te moom mooy borom xam-xam bu màgg boobu borom xam fiqh borom xam xadis bu màgg boobu nitu yàlla bu sell ba radiyallahu taala anhu mooy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani ñi koy dàqantele Abu Urwa te mooy Abu Urwa ibn Abi Amr al-Basri al-Yamani as-San'ani al-Muhlabi dégg nga rahimahullahu taala nga xam ne ki ñuy wax Abdusalaam ibnu Abdul Quddus moo ko goreloon rahimahullahu taala kon mooy Ma'mar ibnu Rashid rahimahullah moom mi ngi génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 152 am na ñu ne 153 am na ñu ne 154 moo tax bokk na ci nit ñi gën a wóor ci buñ jëlee ci imam az-Zuhri rahimahullahu taala comme li Yahya ibn Ma'in wax jëlee ci ad-Dawri nee na ñi gën a wóor di jëlee ci imam az-Zuhri mooy imam Malik ibn Anas ak Ma'mar ak Yunus te mooy ibn Yazid al-Ayli ak Aqil ak Shu'ayb ibn Abi Hamza ak ibn Uyayna te mooy Sufyan wax na tamit ne Ma'mar bu jëlee ci Hammam ibn Munabbih jël nañ ibn Munabbih loolu moom lu dëgër loo xam te ne lu kawe kawe la moo ne wa maa rawaa Ma'maru an Hammam an Abi Hurayrata asaxu lil Yaman mboolem xadis bu jógee ci Yaman bi ci gën a wér waa Yaman xadis bu ñu solo bi ci gën a wér mooy xadis boo xam te ne Abdurazaq moo ko solo ci Ma'mar solo ko ci Hammam ibnu Munabbih mu jële ko ci Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu kooku ñooyu moom moo gën a wér ci càllalay waa Yaman yi dégg nga mu ne ko an Hammam mu daal di jële ci Hammam mooy Hammam ibnu Munabbih ibnu Kamil ibnu Sayd al-Yamani mooy Abu Uqba as-San'ani moom la mooy dàqantalam Abu Uqba as-San'ani al-Abnawi rahimahullahu taala nga xam ne ñoom si seen cosaan ay yahud lañ waaw voilà moom ak Wahb ibnu Munabbih mooy Hammam bi Hammam ñoom ñu màgg lañu rahimahullahu rahmatan wasi'a maanaam mooy mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 131e année la moo tax Ali ibn Madini rahimahullahu taala nee na Muhammad ibn Usman jële na ci maanaam wax na ne maanaam moo jële ci Ali ibn Madini rahimahullahu taala mu ne ñii ànd ak Seydina Abu Hurayra yépp ñii juróom benn ñii ñoo ci ñoo ndar képp affaire maanaam ñoom ñoo ñu ci gën a kawe mooy Sa'id ibn al-Musayyib Abu Salama gisoon nañ ko ibn Abdurrahman ibn Awf ak al-A'raj ak Abu Salih ak Muhammad ibn Sirin ak Tawus ibn Kaysan ak mu ne waaye Hammam ibn Munabbih ay xadiisam moo gën a jege xadiis bu ñoom ñëpp maanaam boo leen jëlee ñoom ñëpp dañuy gis ne moom bu solowee xadis jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu keneen jël solo xadis jële ci
Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu tout le temps dañuy gis ne dañuy nuroo maanaam ñu gis ne moom kon lu ay waxam dafa dëgër lool ci ni mu koy ni muy solowee mu ne an Abi Hurayra radiyallahu taala anhu sahaaba bu màgg boobu ëpp li mu soloo ci xadis radiyallahu taala anhu wa arda an nabi annahu qaala moom nee na qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ida ahsana saa yu rafetale ahadukum kenn ci islaamahu lislaamam maanaam su nekkee ci lislaam ba pare rafetal na mu nekkee ci lislaam fa kullu xasanatin bépp jëf jumu jëf ci lu baax yaamaluha moom la jëf rek tuktabu def na ko bindal la ko ñeel ko bi ashri amsaaliha ci fukk amsaaliha ay kemam ila sab'a mi'atin ba ci juróom-ñaar téeméer defen ci yu ñu fuladi wa kullu sayyi'atin waaye nag bépp lu ñaawteef nga xam ne yaamaluha jëf na ko tuktabu def na ko bindal la woo ñeel ko bi misliha ci kemam rek loolu kon day wane waaye yii ñuy wax mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeg ci biir l'islam ci yéeg ci maqaama yi waaye bu ñu demee ba matal ba nga xam ne nag jeex nañ ci yàlla jeex nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne seen jëf yëpp ak seen xol ak seen maanaam lépp dafa dëppook yenente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi dañuy daal dugg ci géej goo xamante ne mooy géeju itlaq mooy du am fu mu yem moo tax ñooña buñ xësee ba jeex ba yegg foofa ñoom amatuñu ay limite amatuñu limite waaw amatuñu limite ci seen fay xadis bi imaam al-Bukhari fii rek la ko indi fii rek la ko indi imaam Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 129 naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci xadis numéro 8217 insha allahu taala xadis yi nga xamante ne moom moo ci tegu dañuy dëgëral buntu tasawuf maanaam buntu sellal ak buntu maanaam li nga xam ne moom mooy jëfi waa tasawuf ak lu tax ñuy teg seen wérdi yi ak yu mel noonu xadis yi ci tegu ci loolu la ñuy wax nañ bàyyi kon ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu indi ko wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin